on va aller à Malika boo xam ne temps yi moom moo ñu accueillir jox ñu fay espace yoo xam ne on peut faire des fresques là-bas. On va aller à Rufisque et on va aller à la Médina bi nga xam ne fa la lépp juddoo. Ok, donc c'est à partir du vendredi 12 avril. Vendredi 12 avril la ñuy. Samedi 13 ak kañ dimanche. Non, vendredi 12 13 ba le 21 avril. On est du 12 au 21. Du 12 au 21. Et notre conférence de presse, c'est ce 8 avril au niveau de Novotel, parce que c'est un partenaire depuis 2 ans. Donc, même la nuit du graffiti, il fallait qu'on ait fait. Donc, Festigraph accueille cette année minimum 15 nationalités, que ce soit d'Europe, des États-Unis, d'Asie. C'est pas seulement les Africains. Non, Il y a c'est les international. Et tout. C'est international. On a des Brésiliens, on a des gars de Guadeloupe, on a des des Français, on a des Américains, des Belges, on aura aussi des Suisses et aussi l'Afrique. Parce que tous ils font de la graffiti wala ku nekk ak fi ñu la spécialisé. Non, ñëpp ñi ñëw ñi ñu invité pour côté boobu ñëpp dañuy def graffiti, mais aussi il y aura des exposants yoo xam ne c'est pas des graffeurs, c'est des gars de streetwear. Il y aura aussi des slameurs yoo xam ne dans une diversité, parce qu'on travaille avec la Ligue nationale du slam boo xam ne ñoom dañuy indil ay différentes nationalités, que ce soit comorien, que ce soit gabonais, togolais et tout ça, pour montrer cette diversité qui existe dans le monde, et que là, le Festigraph fait converger pendant 10 jours dans un seul lieu. Pendant 10 jours, quels sont les événements phares maanaam li nga xamante ne tey auditeur PNJ ñu ngi koy déglu bugguloo ñu raté loolu par exemple. Les événements phares. Parce que 10 jours yëpp sûrement dina am ñoo xamante ne duñ mën a ñëw 10 jours yëpp. Mais loo xamante ne vraiment tey may sa miy toog nii sax war na ko mën a assister. Xam nga dafa am ay innovation yu ñu def cette année. L'année dernière, on a créé le mur des amateurs. C'est ouvert à tout le monde. Mais nous def le mur des artistes. C'est-à-dire en PNJ, pour la première fois, nous avons une bombe, nous tâter le graffiti. C'est-à-dire nous graph. Docteur Doulen Telbom, Ken Doulen Telbom, ça c'est le mur des artistes. Et on vous invite à venir voir les PNJ en train de graffer. Et on va graffer aussi des voitures. C'est le 12 et le 12, 13, 14. On est vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, 12, 13, samedi, dimanche. Wow. On est avec les artistes qui vont venir. Mais c'est où exactement? C'est à Doutasek. Doutasek 12, 13, 14. Pour le village de Amé. Après, les voitures aussi, on va les customiser. Il y a une auto qui aussi. Non. Nous customiser auto. Auto, scooter, chaussures. Non, loolu mooy lan parce que dama bëgg nga leeral ko ci olof comme ça auditeurs yi déglu xam lan moo leen di xaar waaw. Nga indi sa auto ñu grafal la ko li nga ko bëggee. Non kon ñun amuñu xaalis champion ay peinture ay 200 300 400 500 000. mais non ñu wax ay le 12 13 14 indi leen seen auto ñu peinturer leen ko. loolu c'est pour montrer que c'est le graffiti mooy def fête. Moo tax ñu def ko mu gratuit durant le festival. Non da nga bëgg wax kon loolu amul fay. Nga ñëw indi sa auto ñu peinturer la ko dóoral la ci neex. moo tax ñu ne képp koo xam ne bëgg nga ñu peinturer la sa auto demal ci page Doxandem Squad wala page Festigraph nga inscrire ensemble nga écrire en benn message inbox ne da nga bëgg ñu, parce que les places sont limitées aussi. Ok. Les places sont très limitées. Sinon Sénégal bi yëpp dañuy indi seen auto. Waaw, les places sont très limitées, moo tax ñu ne indi leen seen auto, indi leen seen scooter, indi leen seen i daal yi ngeen xam ne am na loo leen dund ak moom bëgg koo immortaliser, indi leen sac bi nga xam ne moo leen gën a intéressé, indi leen casquette bi lépp ñu customiser leen ko. Ah bon, kon doo ay affaire de moto ay affaire de auto même en dehors des habits sax bokk na si. Boo indee sa t-shirt ñu customiser la ko, et li ci neex mooy dañ la koy defar sur place nga yóbbaale ko. Kon doon dans 2 jours jaaraat leen. Non amul jaaraat leen, sur place dañ koy def nga dem te des artistes différents ñoo koy def. C'est pas juste des Sénégalais, c'est pas juste des des Américains, c'est pas juste des des Congolais, mais c'est des artistes avec leur style différent. Pendant ce temps-là nga ñëw indi sa yëf ne man de nii laa ko bëggee. Noonu la ñuy ñi di assister au panel yi ñuy def sur le économie, ça veut dire l'économie digitale qui tourne autour du graffiti. Ci panel yooyu le gars yi di aussi di assister panel yi recherche, parce que cette année on a vraiment voulu ouvrir la chose bay inviter sax ay universitaires yoo xam ne ñi ngi def ay recherche sur le graffiti depuis des années, et ñun graffeurs yi xamuñu ko woon, parce que da ngay jékki-jékki ba ñun la kii ne la man sama thèse de sur le graffiti laa ko def. Thèse boobu on va lépp ñi nga xam ne ñoom ñoo corriger thèse yooyu dañuy ñëw
def en conférence pourquoi la recherche sur cette forme d'expression qui est le graffiti. Après ñu invité aussi les journalistes culturels pour ñu ñëw exposer wax ñoom seen liggéey en tant que journaliste culturel ban impact la am ci liggéeyu artiste bi si créateur bi ak créateur bi li muy liggéey ban impact la am ci ñoom journaliste culturel ci seen liggéey. ñu invité comment ça s'appelle SODAV ñu ñëw wax ñu ñun bu ñu ne inscrire SODAV lan lay ban retour la ñuy am ci li ñuy liggéey ba lan lañ ciy gagné. Les avantages waaw avantages yi ñu ciy am yëpp. ñu invité comment ça s'appelle le mutuelle de santé bi nga xam ne ça a été installé pour les culturels pour la culture ñoom it ban avantage la ci am bu fekkee da nga feebar sa njaboot feebar boo inscrire ci mutuelle boobu ban affaire la ci am. noonu la ñuy invité aussi un grand concert le 19 pour clôturer ensemble l'activité ensemble échange bi nga xam ne mi ngi. concert bi c'est quand? C'est le 19 avril. 19 avril au niveau parce que Institut français mooy suñu partenaire depuis 10 ans fa lañ ko daan defee mais dañoo def ren ak ñoom hors les murs indi ko biir Douta Seck def concert bi invité tout le monde parce que c'est gratuit. vendredi 19. vendredi 19. et li ci intéressant mooy gars yi dañu ma ko doon wax naa ma non bu ko wax mais dinaa ko wax ne que la soirée de gala au niveau de Novotel elle est sur carton d'invitation ku amul sa carton d'invitation moom place limitée la. PNJ moom xam naa dinañ jéem a maye quelque. ah oui foog nga may sama auditeurs yi. comme d'habitude dinañ jéem a maye quelque. voilà mais foog nga bàyyi fi benn 5 sax. non yow yéen xam ngeen samay gain ngeen donc c'est normal qu'on puisse aussi partager ces moments-là avec le public avec les amoureux de l'art avec les amoureux aussi de ce qu'on dit cet échange qui peut exister. ma bëggoon xam comme par exemple nii tey su ma ñëwoon jox leen benn oto quoi ne la PNJ la DJ lañ. léegi yéen yéenay xool ban style. wala ban mooy méngoog oto bi ñu leen war a defal. waaw parce que da ngeen si def platine da ngeen si def micro. maanaam les. ngeen am xalaat boobu noonu wala ñun ñoo tamit. dañ leen di woon photo bi. non déedéet da ngeen ñuy xam nga y a une chose c'est un échange man sama oto bëggoon naa mu mel nii sama oto bëggoon naa mais loolu échange après ñun dans notre création yokk seen plus dans notre création ñoo koy def de telle sorte que ça va ñun bu ñu ko gisee dañuy xam ne lii on est très content de l'avoir fait mais aussi yow mi comme moom di ko dawal tous les jours tu vas être très content d'avoir vu ce travail fait devant toi avec avec une petite précision dans l'exécution parce que tu auras tous lépp loo xam ne yow da lay nuru dinañ ko def ci biir nu mu gën a comment ça s'appelle l'impliquer mais aussi nu mu gën a professionnel parce que loolu mooy suñu job. mais man scooter laa am te sama scooter ñu ngi koy woowee picc power benn scooter bu ndaw la. waaw xaw ma ndax yéen scooter yu ndaw yooyu da ngeen koy laal. non oui ma daal sax boo ñu ko indilee wala kaas dinañ ko customiser. ba nit su ko gisee sax du ko xàmmee. mais dañuy def du body painting bàyyi nañ kaas léegi on le fait sur les humains. non on fait du body painting mooy nit ki taxaw tàllal la loxoom nga dessiné ci loxoom ba boo nit ki deful attention il va dire que ni kii dafa sol yére te solul yére. ah bon. oui. kon sama loxo bi mun ngeen si dessiner Eva. indil. moo leen photo Eva ngeen dessiner ko si. waaw mais yaa wax dëgg de. je yaa dégg loolu kon jeex na kon gars yi ñoo ko déggandoo ça sera du lourd à partir bien sûr ce mois d'avril à partir du 12 hein 12 13 14 15 16 17 18 19 ba le 20 avril bien sûr képp ki nga xamante ne déglu nga émission bi ils seront au niveau de Douta Seck il y aura des artistes sénégalais qui vont vous accompagner. Oui comme d'habitude parce que la première chose c'est que on invite le mouvement hip-hop les cultures urbaines à venir comme d'habitude ni ñu ko defee tout le temps soxla sax ñu leen invité parce que seen yëf la donc y a les Sénégalais ñooy accueillir seeni collègues venant d'ailleurs et li ci intéressant mooy par exemple on met aussi à la disposition de tous les animateurs culturels un espace pour pouvoir venir tourner leurs émissions sur place. Ah bon? Avec une déco particulière. kon Hello Ado kon foofu lay ñëw. ah kan ke ci yéen la des. mais léegi yéen vous êtes beaucoup plus hip hop est-ce que boole ngeen si mbalax maan yi tamit. dégg li ma la wax man la Youssou sax bu bëggee mën na ñëw. ok. Parce que l'important c'est la culture c'est le graffiti qui invite et quand le graffiti invite amul du def barrière day indi tous les culturels yu ñëw partager ces moments-là d'où pour laquelle on a créé le mur des artistes et vous allez li leen nar a bett mooy di ngeen gis ay graffeurs yoo leen gisul fenn. alors dimanche Pâques PNJ 21 avril su ngeen paree seen événement bi juste le dimanche Pâques PNJ dañuy def seen anniversaire auditeurs yu bëri dañuy bëgg ñëw ci seen événement bi yéen indi seen i ay affaire pour ngeen customiser ko tey bëggoon nañ tamit data balaa ngay dem nga bàyyi fi sa contact pour sa auditeurs yi nga xamante ne ñu ngi doon déglu li nga xamante ne wax nga ko ñu mun la message déjà féliciter la
encourager la tamit poser la seen ay questions yi nga xamante ne avant le 12 bien sûr. loo si xamul man sama oto ñoom laa koy dénk léegi su naay see nag may génn si mbedd bi ñoom la. waaw su naay sul ñoom la. kon auditeurs yi voilà. en tout cas fu ñu romb ñu ne ñu seen plateau TFM 0 faute. waaw te kooku yow yaa ko gérer. waaw mais loolu Alaaji Mbouta moo def loolu et boo leen ko indiwaatee ñu customiser waat ko sur place ngeen am beneen déco bu différent bi ngeen amoon te c'est le même personne moo koy def pour wan leen différent. loolu moo doon cadeau anniversaire. waaw en plus oto bi de toute façon indi leen et après auditeurs yi ñoom dinañ juger. ayca léegi kii Talla lu tudd jamono ji mu ngi Touba nee na moom tamit dafa am benn motoom mais incha allah avant le 12 dina ñib si Dakar est-ce que dina ko mun a indi jour xew. mais bu wax li ma wax léegi leer na amul tëjuñu bunt yi mais juste que dafa am nombre limité. bu voilà dañuy teel a inscrire. waaw da ngay inscrire sur le page de Doxandem Squad Doxandem Actu wala nga dugg sur le page de Festigraph nga bind inbox sinon nga envoyer un mail à festigraph@gmail.com. Ok, super. Est-ce qu'on peut avoir ton contact? Wow, faites @gmail, c'est festigraph@gmail.com ou le numéro de 77. Bon, xaaral ma génne waat ko parce que dama ko parcourir wul. Ok, jàppoo ko en tête quoi. Non. Ok, tey en tant que mélomane ban son lañ lay may pour tëjee ak yow suñu première partie émission bi. may leen ma Doxandem bu Zou bu Jamiru. Ok, kan nga koy bëggee. am na ñoo xamante ne jàppal nañ leen parce que 10 ans ngay organiser lu mel ni y a des partenaires y a des personnes de bonne volonté aussi am na ñu si sonn ñan ngay bëggee tey à travers ce son. Déjà les gars de FH Novotel TFM jàpp nañ ci je parle de Doxandem Squad qui est la première structure boo xam ne ñu ngi ci jàpp ay Africulture urbaine comment ça s'appelle su may wax aussi Institut français du ma leen fàtte. Mais on a tellement de partenaires yoo xam ne ils nous tiennent tellement à cœur ay Maximise et tout ça tout le mouvement hip-hop c'est de leur dire merci pour ces 10 ans yi nga xam ne ñu ngi cheminer ensemble et le travail continue et on va pas s'arrêter là. Ce que je dis à vos auditeurs et je vais continuer à le dire à travers ce son venez au Festigraph di ngeen am ay surprises yu extraordinaires sur place. Et cette année, comme on l'a voulu toujours le faire, dañu am internet gratuit durant les 10 jours. Ah bon? Donc da ngay ñëw sur place da ngay connecter every time. Foofu si seen structure bi noonu Douta Seck. Kon vendredi damay déménager le 12. ñëwal. Le 12 avril maa ngi Douta Seck pour 10 jours. Et comme je l'ai dit dès le début sunu conférence de presse ñu ngi koy def. Le 8 au niveau de Novotel parce que sunu partenaire bu important là dans dans la bonne organisation de notre événement parce que moom mooy accueillir suñuy invité et donc moo leen dalal waaw lépp moo ko gérer et puis en plus soirée de gala bi fa lañ koy defee. Ok. Alors c'est super le numéro maintenant. waaw mën nañ jël numéro Big Boss bi rek 77 650 27 27. 650 28 27. Ok 77 650. 28 27. 28 27. Mahoura mu ngi déglu émission bi ñu ngi koy béggee moom tamit. waaw ba moom mooy coordonné lépp xam nga ñun dañuy nekk ci artistiquement on gère des choses mais c'est xam nga quand tu es un manager moom mooy bis fii bis fële yow ngay dóor muy daanu. Ok le grand footballeur contre Malahman rappeur. xaw na leen daj. moom mooy suñu kafi. xaw na leen daj. Ok donc on vous remercie merci d'être passé dans les locaux de King FM dans l'émission de Jumeaux PNJ. C'est toujours un plaisir de vous recevoir que ça soit à la radio que ça soit à la télé. Donc chapeau à vous pour le boulot que vous êtes en train d'abattre et que on vous souhaite bien sûr plein de succès pour l'événement ces 10 jours bien sûr au niveau de Douta Seck. Merci à vous de m'avoir invité et merci aussi à vos auditeurs. li may wax mooy que ne 10 ans yi noonu la Festigraph duré aussi 7 autres festivals en Afrique yoo xam ne c'est que ñoom ñu koy organiser dañuy ñëw aussi pour ñu def benn réunion générale parce que dañoo war a lancer yeneen événements dans d'autres pays en Afrique. Donc je vous dis merci et je vous donne rendez-vous ne gars yi du 12 au 21 avril le Graffiti m'ont invité donc ñëw leen parce que PNJ boo leen bëggee assister ñu graphe. il faut dañuy graphe de vendredi maa ngi foofu kañ. Ok, donc merci beaucoup à Data bien sûr qui était l'invité des Jumeaux PNJ pour la première partie de l'émission. On va écouter bien sûr le son demandé par Data et puis juste après accueillir Doumen et son artiste bien sûr J qui se nomme tout simplement Mouss Kalaf.
Alors, sans tarder, chers auditeurs, j'espère que vous avez aimé la première partie de l'émission, c'est-à-dire les mix de DJ Lens. La deuxième partie assurée, bien sûr, par notre ami Data. Juste après Data, bien sûr, on va recevoir Doumen de Rio en compagnie de, bien sûr, Mouss Kalaf. Ils ont un grand concert, oui, le 4 avril, après-demain, jeudi. PNG, le PNG Show, ça sera au niveau de Keur Ndiaye Lo, bien sûr, en compagnie de Doumen et tous les jeunes de Keur Ndiaye Lo. Préparez-vous parce que ça sera un grand concert ce 4 avril. Ça sera du lourd, bien sûr. N'est-ce pas, Mustadi? Alors, sans tarder, on va écouter le son et puis juste après, revenir, bien sûr, avec notre deuxième invité. C'est du lourd hein, ce soir avec les jumeaux PNG. J, tu es d'accord avec moi, non? C'est clair. Donc, restez bien scotché wa Keur Ndiaye Lo tay du yoma gaay na nañ fi nara tassare tay. Yeah. Sargal ba ca ça donne ça. Cause ok, tragédie samay texte mel ni Jean Racine. Man même si diine comme imam j'élève et Jean Racine. Bedd mooy wax pour mën ma dégg doonal buuju man. May mag la yot nel yeneen immortel yi góob mu ñu gudd fan. Fak am ay rappeurs yu seen tur yi dem noo de bavard. Ndax am na ñu rap par amour am ñu rap par hasard. God daf ma beral yoon à part may daw ni ab saxaar. Même boo doon Merlin l'enchanteur du tax nga mën def kar sa kar. Mission bi door na depuis fës scène bi 2010. May pass ni 10 su toog même buñ ma déggoon 2006. Si kar nga gis sa bopp juumoo yaa ngi ci yoon bi fiis. Gën leen jinne boo weddee andil ma 2000 dëmm gis. Ne leen tey maa fi ne xaw ma sax ndax am na ñu des. Tax su may rap même buñ doon Yusufa sax duñ def geste. Baay dang ma xiif mais Baay Faal bi boo ko coobee du rees. Li leer ba leer mooy duñ ay athlète mais ñëpp dañ may daw ni pees. Yow bi day raar ni ambulance accident corbillard. Di def lu formidable man la ñuy seet ni caabi Fort Boyard. Laajal school yi ma jot a jaar ndax mus naa doon ni laar. Bul ma jàngal luy liberté mus naa doon tolaar. Symboliste ni Baudelaire Verlaine ak Mallarmé. Viens pas foutre le bordel man si t'es malarmé. Des terres acharnées on s'envole vers le titre. Lis les lignes de mon dessin et voilà un nouveau chapitre bitch. Fi gars yi yorul montre bëgg a kepp tense. Rappeur buñ woo fi à la barre nga jox ñu lap dance. Real munul yore texte fake. Génne nga mixtape mais dafay mel ni sexe tape. Non mais damay rap saa su ne li may def crime di yokk. Te ñi fi ne mun naa leen rey ak benn lim ni coke. Maa leen mën du jar ma koy wax si ay ñeenti laax. Tax fuñ ma gis dañuy sey mel ni kuñ ne sa gàlle ngi tàkk. Jabu bandi du waa ondu nga koy jaay. Pour son bi def FM du jar say ondu ma koy raay. Boy may saxaaral game bi ni cuuraay sa néegu meer. Ndax chaque jour damay am ni journal télévisé guerre fokka. Gaada hee njaxastal ni coobu talibé. Flow bi de calibré ñu validé ne am na qualité. Brick si kaw beat ba buntu boulevard ya balisé. Bandi black break sa bat block bindam baatine. Kon si mil sapo bi sikk saka may sapo bi soo ko sookee du sotti ku sóoru saaba sib saako yi saye sey nga ni Sarkozy. Ten bi saf na may sappali siru strophe lay soppi sa sopp sàmmalin samp ni lamp bi tegaat tànk yi topp tem yi ñuy teppi di togg teg si kaw taabal yi taawu teg si muy taaru ni tiiru tooti du tabbi day teggi teere si tàkk bi tuuru tàng di tàkkale tourne tamba dem terminus ha bul sax sonn yaa ngi defay brimé munul riir kon ku ne la kar du lyriciste cause ok tragédie samay texte mel ni Jean Racine man même si diine comme imam j'élève et Jean Racine bedd mooy wax pour mën ma dégg doonal buuju man may mag la yot nel yeneen immortel yi góob mu ñu gudd fan fak am ay rappeurs yu seen tur yi dem noo de bavard ndax am na ñu rap par amour am ñu rap par hasard God daf ma beral yoon à part may daw ni ab saxaar même boo doon Merlin l'enchanteur du tax nga mën def kar sa kar mission bi door na depuis fës scène bi 2010 may pass ni 10 su toog même buñ ma déggoon 2006 si kar nga gis sa bopp juumoo yaa ngi ci yoon bi fiis gën leen jinne boo weddee
andil ma 2000 dem ma gis ne leen tey maa fi ne xaw ma sax ndax am na ñu des tax su may rap même buñ doon Youssoufa sax duñ def geste bàyyi danga ma xiif mais bàyyi faal bi boo ko coobee du rees li leer ba leer mooy duñ ay athlète mais ñëpp dañ may daw ni pees yóbbi day raar ni ambulance accident corbillard di def lu formidable man la ñuy seet ni caabi Fort Boyard laajal school yi ma jot a jaar ndax mus naa doon ni laar bul ma jàngal luy liberté mus naa doon tolaar symboliste ni Baudelaire Verlaine ak Mallarmé viens pas foutre le bordel man si t'es mal armé des terres acharnés on s'envole vers le titre lis les lignes de mon destin et voilà un nouveau chapitre bitch fii gars yi yorul montre bëgg a kepp tense rappeur buñ woo fi à la barre nga jox ñu lap dance real munul yore texte fake génne nga mixtape mais dafay mel ni sexe tape non mais damay rap saa su ne li may def crime di yokk tax ñi fi ne mun naa leen rey ak benn lim ni kook maa leen mën du jar ma koy wax si ay ñeenti laax tax fuñ ma gis dañuy sey mel ni kuñ ne sa gàllee ngi tàkk jabu bandi du waa ondu nga koy jaay pour son bi def FM du jar say ondu ma koy raay boy may saxaaral gem bi ni cuuraay sa néegu meer ndax chaque jour damay am ni journal télévisé ak guerre fokka gaada xee njaxastal ni coobu talibé flow bi de calibré ña validé ne am na qualité brique si kaw bit ba buntu boulevard ya balisé bandi black break sa bat block bindam baatine kon si mil sapo bi sikk saka may sapo bi soo ko sookee du sotti ku sóoru saaba sib saako yi saye see nga ni Sarkozy ten bi saf na may sàppali sirus trophy lay soppi sa sopp sàmmalin samp ni lamp bi tegaat tànk yi topp temi ñu teppi di togg teg si kaw taabal yi taawu teg si muy taaru ni tiiru tooti du tabbi day teggi teere si tàkk bi tuuru tàng di tàkkale tourné taaba dem terminus ha bul sax sonn yaa ngi defay brimé mënul riir kon ku ne la kar du lyriciste daa fekk mënul liir maa ngi xel ak clairvoyance du dépend défaillance docteur man talent moo may faj yow nag ay test ak ordonnance bak ni yeesi prise attaque dugal ni messi crise di fok sa mère sa pas di tàcc naan ma merci fils courant coupure soyez-en sûr que di ngeen lâcher prise pour son bi daw rajo du jar ma fokk ma si lâcher gis PD jaroo bicycle may attaqué ngay pédale mel ni ab bicycle jinne rime du ay démon lay toog ñu may tiital je marche seul mes voyants sont offerts kon leer bi lay jiital brûle 1000 je brûle 2000 feu dugg ak arni seeni défense yu may tas ni Diouf 2002 classique d'œuvre d'art pourtant je suis pas Mozart je fais des punch rares on dirait ça de Kane et son fameux regard damn àndandoo ni classe sacré dama plosif exhaustif explosif like Dr. Dre fuck trône wax ko ñi am temps wu toog man maa ngi wook li may borong tum ndax xam ne buur du mbokk ni nga ko amul trône waroo fag li mën nga compétir ndax ñi fi dàq samp ndënd defeti ñoo si compatir kon one more time mën a montre yu baax yi soldier ci kaaki flavor yu jaax yi bu fekk rëcc ci drogue yi da ngay dund mais pour gën sucraat même su ma deewee dalay dese war ni motherfucker yi gëntu pas bitch dans les parcs. Aïe, causez. Causez, ok. Tragédie samay texte mel ni Jean Racine man même si diine comme imam j'élève et Jean Racine bedd mooy wax pour mën ma dégg doonal buuju man may mag la yot neel yeneen immortel yi go mu ñu gudd fan fokk am ay rapport yu seen tur yi dem noo de bavard ndax am na ñu rap par amour am ñu rap par hasard ko daf ma beral yoon à part may daw ni ab saxaar même boo doon Merlin l'enchanteur du tax nga mën def kar sa kar mission bi door na depuis fës scène bi 2010 may pass ni 10 su toog même buñ ma dénkoon 2006 si kar nga gis sa bopp juumoo yaa ngi ci yoon bi fiis gën leen jinne boo weddee andil ma 2000 dem ma gis ne leen tey maa fi ne xaw ma sax ndax am na ñu des tax su may rap même buñ doon Youssoufa sax duñ def geste bàyyi danga ma xiif mais bàyyi faal bi boo ko coobee du rees li leer ba leer mooy duñ ay athlète mais ñëpp dañ may daw ni pees yóbbi day raar ni ambulance accident corbillard di def lu formidable man la ñuy seet ni caabi Fort Boyard laajal school yi ma jot a jaar ndax mus naa doon ni laar bul ma jàngal luy liberté mus naa doon tolaar symboliste ni Baudelaire Verlaine ak Mallarmé viens pas foutre le bordel man si t'es mal armé des terres acharnées on s'envole vers le titre lis les lignes de mon destin et voilà un nouveau chapitre bitch fii gars yi yorul montre bëgg a kepp tense rappeur buñ woo fi à la barre nga jox ñu lap dance real munul yore texte fake génne nga mixtape mais dafay mel ni sexe tape non mais damay rap saa su ne li may def crime di yokk tax ñi fi ne mun naa leen rey ak benn lim ni kook maa leen mën du jar ma koy wax si ay ñeenti laax tax fuñ ma gis dañuy sey mel ni kuñ ne sa gàllee ngi tàkk jabu bandi du waa ondu nga koy jaay pour son bi def FM du jar say ondu ma koy raay boy may saxaaral gem bi ni cuuraay sa néegu meer ndax chaque jour damay am ni journal télévisé ak guerre fokka gaada xee njaxastal ni coobu talibé flow bi de calibré ña validé ne am na qualité brique si kaw bit ba buntu boulevard ya balisé bandi black break sa bat block bindam baatine kon
simil sapo bi sikk saka may sapo bi soko soke du sotti ku soru saba sip sako yi saye senga ni Sarkozy ten bi saf na may sapali sirus trophy lay soppi sa sopp samalin samp ni lamp bi tegaat tànk yi topp temi ñu teppi di togg teg si kaw table yi taw Et c'était au plaisir de Docteur avec moi-même Laye Pokora qui adore ce morceau. Alors sans tarder, il est déjà là notre invité de ce soir from bien sûr Kër Ndiaye Lo, l'homme son nom Mouskalaf qui va nous dire un petit bonsoir. Mon ami mon frère Mouskalaf, bien ou quoi? Yeah, salaamaaleykum waa Sénégal maa ngi nuyoo di share everybody bàyyiwuma kenn di share waa PNG bu baax a baax ak auditeur yu King FM yëpp ak sama gars yi ma àndalaan waa staff bi maa ngi leen di share bu baax a baax. ànd ak gang bi quoi gang bi àndal tey quoi. voilà yemaan gang bi laa àndal tey ñu gunge ma quoi. fan nga jógee nii seen base fan la yéen. Kër Ndiaye Lo. Kër Ndiaye Lo. Yes sir. Alors pour ñi nga xamante ne pour une première ñoo ngi door a dégg tur boobu Mouskalaf est-ce que mën nga wax sénégalais yi ñi nga xamante ne ñoo ngi lay déglu ak ñi lay seetaan via le net tamit kan mooy Mouskalaf. Yeah, Mouskalaf benn artiste la artiste bu engagé juddoo HLM Rufisque ñëw 2007 tuxu Kër Ndiaye Lo nekk fa Kër Ndiaye Lo moo tax ñu xam ma moo tax ñu waa Galsen xam ma moo tax wóoruwaa xam ma quoi carrément. Ok, alright. Donc ça fait combien de temps yaa ngi si game bi? waa game bi booy xool dugg nañ si 2013. waaw 2013 lañ dugg si game bi ba léegi nii ñu koy xas la daal. Ok, donc ça fait 5 ans yaa ngi si game bi mais. Yes, ok mais lan moo tax benn instant nii gars yi jotuñ la dégg town bi nii gars yi jotuñ la xam nii wala da nga ne non yow xaaral nga tasaare kër Ndiaye Lo wala nu mu fa demee noonu. non 5 ans yooyu fan nga jot a toj quoi. waaw noonu la demee parce que booy xool 5 ans yi ni nekkoon si underground bi di ko liggéey te booy xool ñun nekk nañ artiste boo xamante ne nii xamaguñ ñu carrément mais def nañ ay tournée nationale nekk nañ artiste underground boo xamante ne def nañ Ziguinchor def nañ Fatick def nañ Kaolack def nañ Mbour def nañ ay régions yu bëri yoo xamante ne nii dañ ñuy invité ñuy dem di jouer di fa fekk yeneen artistes underground di collaborer ak ñoom di teg ay events foofu noonu en plus tamit génn nañ fii nii si salle yu mag yi comme lu mel ni ay Sorano di fa jouer xam nga ñu si shout out Popose mi nga xamante ne dafa ñëw Kër Ndiaye Lo gis ñu jouer mu ne booy mérité ngeen yéen Sénégal xam leen moo ñu njëkk a jël yóbbu ñu Sorano ñu jouer mu jëlaat ñu yóbbuwaat ñu si ses ñuy jouer su lañ commencé link yi di am nag ñuy génn si région yi di wane suñu bopp ndànk-ndànk quoi. mais fii Dakar yow est-ce que mus nga jouer benn événement boo xam ne yaa ko moomal sa bopp en dehors de Purpose ak ñoomin seen invité yi ñu lay invité loo xamante ne yaa ko moomal sa concert bopp la est-ce que mus nga ko am. waaw sama concert bopp dafa guma kat Dakar fii nii parce que booy xool ren lañ ko bëggoon def 4 avril bii nii moom lañ bëggoon tëgg Sorano mais yàlla def ñu ne non nañ ko tëj ren muy las concert bi di def Kër Ndiaye Lo parce que 2013 ba léegi ñu ngi Kër Ndiaye Lo di ko jouer ñu ne cette année ci il faut que ñu dem Sorano wala Grand Théâtre pour feesal foofu parce que zone des Niayes foofu noonu ñun mën nañ feesal lu mel ni salle Sorano ou Grand Théâtre moo tax ñu ne garaawul nañ def suñu las concert Kër Ndiaye Lo ren 2020 ñu jël attaqué salle bu mag yi Dakar. sa gox saye moom sa koñ moom maîtriser loolu pare nañ nga bu yàgg loolu toj nga fa tasaare nga fa ñëpp la ko maxa loolu Sorano wala Grand Théâtre une semaine lañ koy préparé comme ni ko Wally di préparé 2 jours une semaine lañ koy préparé feesal ko. non mais parce que instant yi PN yi dañu war a ñëw Kër Ndiaye Lo le 4 avril c'est ça. 4 avril waaw. auditeurs yi dañu war a def déplacement bi léegi lan moo leen nar a xaar foofu. waaw noonu la demee déjà instant yi nii xam nga buzz bi daw na bu baax a baax parce que booy xool ñun suñu concert laajutul sax yenn promo yu mag yi quoi parce que zone bi yëpp ñëpp xam nañ ko chaque année gars yi xam nañ ne ñun dañu war a daaj foofu concert te ñi fa ñëw carrément comme ay artistes ñoom gis nañ la fa nekk mën naa citer comme lu mel ni Père Idrissa Diop musu fa teg tànkam mais ba mu ñëwee def ne mais lu mel nii pour man du am Kër Ndiaye Lo moom jàppoon na ne Kër Ndiaye Lo benn village la boo xamante ne nii da ngay ñëw seeni concert xam nga doo gis ay nit mais dafa ñëw jox ñu respect lu mel ni Hakil bi mu fa ñëwee mais big respect la ñu jox Kër Ndiaye Lo xam nga ma kontaan tamit geste bi mu def parce que ñëw na fa courant coupé mu taal otom dem station régler bagage yi ñëwaat lu mel ni One Lyrical aussi tamit xam nga foofu noonu bu boyul woon ñooñu duñ fa mën a ñëw duñ fa ñëw ay Popose Ghostwriter ay kàngam lañ fa déplacé indi fa rawatina nag ren ñu war a jël waa PNG ñu ñëw Kër Ndiaye Lo découvrir li fa am quoi. alors Mouskalaf lan nga nar a may gars yi da nga génne EP wala da nga génne album wala da nga génne ay single qu'est-ce qui nous attend bien sûr concernant le big méga concert le 4 avril. waaw noonu la demee parce que dañ génnee suñu mixtape 23 juin bi passé lañ ko génnee mixtape bi mu ngi tudd Jëf Day Fay. Jëf Day Fay waaw moom lañ génnee 23 juin. Jëf mooy job quoi job day fay. waaw job day fay voilà
léegi nag ñu ne présentation mixtape bi le 4 avril bii nii la quoi parce que bëggoon nañ ko def décembre gars yi pousse ko pour gën a mën a job événement bi pour mu gën a mën a réussir su côté spectacle son et lumière moo waral ñu def ko 4 avril mooy présentation mixtape bi Jëf Day Fay. ok tey ñan nga àndal nii. waaw tey maa ngi ànd ak président Zale bu 100% Ndiaye Lo ànd ak ma man sama real brother Sidi Koulibaly ànd ak sama nigga Du Man wala Boges waaw yes sir ak sama real nigga Général Babs waaw ñooñu laa àndal quoi ak chauffeur bi tamit maa ngi ànd ak moom muy Libaas maa ngi koy bigga bu baax a baax. ok alright donc rafetlu nañ loolu léegi dañu bëggoon a bàyyi la studio mais la benn 10 minutes bu saf. comprendre yes sir nga may gars yi benn aperçu loo xamante ne moo ñuy xaar le 4 avril. let's go est-ce que pare nga. yes go est-ce que pare nga. yeah. acca da ngay kamoon si fii ah nga tasaareel ma xoolal après gars yi ñooy woote. ay co apprécier ndax d'accord nañ wala d'accord. acca let's go. yes sir. mi mama fal man def ma iliman maay xutbu bi dekkal sa nopp te déglu fi ma lay irimaan mbedd mi mooma fal man def ma ilimaan maay xutbu bi ñëw yokk seeni imaan kaay suppu sama oom te nangu sama ñaan gaw ma farama son fam iliminaat elem sunam tu seulement muskala boo may sendu si gaalu xaaj doo ma si gis taylaw ma sama ngor ngir bëgg am gis yàgg dekku lu tar mbedd mooma defar li ma jàngal lay na far seeni na xar dama xoslu ba fer mën rab di bindu lu leer yàgg naa nekk der di bañ kenn du ma ger yeah da nga gëlëm gisoo maay king bi dul foo fere laa du ma foo kenn du ma tere ngeen lépp ci mbedd fis boo may sóoru di gedd bi ñor na what's up mister bi ñor na Simi bi ñor na mister bi ñor na xaalis kenn du ko suul te saa yoo xëy yaa ngi gas suul kenn du ko tere feeñ noon yi dañ ma sas suñ la gisee ngay dox ci ndox dañu naan mënoo fay su yàlla wàcc woon sax ñu laaj ko fan nga toj ñi bëgg tey ñoo lay bañ suba ginnaaw suba ñoo lay woowee bañ bëgg ci suuf la ñu jóge wane sañ-sañ dëgg te gem bi xamul mbaax fenax gaañ dëgg Papa sa ma yàgg tooñ xel na ma del masla soo ko tegee ci yoon répp dëggu tekk ci yoon daan fu ma leen fekk du ma daan foog ma bëri noon yàgg xaal na yoon waaye te foog ma bëri doom du rabu attaque mental yaa ni nga dënga dë yeah mi na gën na nooy public bi daa dëgër yeah romb naa sa koñ xaaju xeede yi di mbaw kontu njaay loo seeti xalima connection te bi ñor na what's up mister bi ñor na te bi ñor na what's up ay jàgg ngeen dunya lépp ay jàng la bu mu jaami de dagg na ñaanu fans yi àgg na li ma dëx ñu yàgg na sama xalima màgg na ñëpp nangu na jaadu na job bi génn toj àdduna liggéey baa ngi ni kaare na borom xalima pare na taxaw sa kanam baare la fu ngeen daje mu gaare la man dama dëggu man seeni caaxaan du ma ci dox mbedd mi mooma fal respect bu mat la ma jox du ma mës a teggi yoon xam naa li baax ak li bon naanu ma tuxu ma bon sàccu ma dóoru ma goon ok déglul xutbu bi rap lu muy teg de attanoo ko yore flow ak rhyme nekk ci keppaaru loko liggéey ba jot si respect xam nuñ koy téye ci loxo dama xarañ ba xam ne man du ma nit si rap du ma dëmmante du ma jinne booy man dama rax te bi ñor na what's up mister bi ñor na what's up te bi ñor na what's up mister bi ñor na what's up est-ce que yéen a ngi koy yëg PNG what's up Ndiaye Lo what's up heureux ménage à Khadija Madame Diop wala boog son bi mooy xol jooy na wéet xol jooy na wéet xol jooy na wéet yow rek la xam nga xëy dem bàyyi ma xol jooy na wéet xol jooy na wéet yow rek la xam nga xëy dem bàyyi ma
wut keneen man daf ma jigul ay at ñu ànd fàttalikul booba léegi maa ngi toog dikkul def naa lu nekk dara dikkul erreur du ñàkk ci ànd ma ko waxul war nga koo nànd li ma bëgg mooy ñu gisante toog waxtaan suñu diggante xol fees na rongañ ñi tuuru na mu ngi may dal fu ne ci kër de da nga ko man dang ma daan toppatoo man sama yaay nee na yow yaa fi gën samay rakk yow rek la ñu gëm sa dem daf mën a xaari day feeñ sax su may waari wax naa ko man samay xaarit tey rëccu naa lu bari yow bi ma soore laa gëj a génn kaf di foore bàyyi nee na lu baax boo ko yoore danga koy tee bum la gën a góore maa ngi lay baalu bëgg naa nga dellu wéet naa ci kër gi amatuma fi cër bi maa ngi lay déglu soxna si gaawal nga yëglu xol jooy na wéet xol jooy na wéet yow rek la xam nga xëy dem bàyyi ma xol jooy na wéet xol jooy na wéet yow rek la xam nga xëy dem bàyyi ma déglu ma ak sa xel xarit sama lu tax tey nga xëy rek dem ba ma maa ngi nii di la tangal comme tama jot nga sama bataaxal tontu ma si biir xol nga ma jàpp di ma duma samay soxla yëpp dagga dema tuma dama jaxasoo fan yi nekkuma dama toog di absent man lekkatuma xol jooy na wéet xol jooy na wéet ay at ñu ànd duulu ndaw sama baat foog mu jóg sa kaw xam naa ne ku ma déggal nga yow tooñ naa la nga la jéggal ma yow bul ma xañ waxalaat ma bëgg du bañ fi nga jàpp ba léegi mu ngi may gaañ réer naa fu ne lay xool wéet naa sama biir xol chaque jour maa ngi lay kool wax ma léegi lan nga bëgg si man amatuma jàmm ak salaam wut keneen ku dul yow dul lu ma man soxna si yow laa xam boobu ba léegi lu baax rek nga ma wan wax dëgg duma la nëbb dama la bëgg xol jooy na wéet xol jooy na wéet yow rek la xam nga xëy dem bàyyi ma xol jooy na wéet xol jooy na wéet yow rek la xam nga xëy dem bàyyi ma jigéen la featuring OMG ma koy may bépp lady ok xamul fu mu jëm jaxle na mu ngi wër nanga ko yërëm jàppe ko ni sa sër dundu tax na mu weddi góor amul jigéen bu mérité ay dóor joxuñ ko gëdd waral mu génn gedd xañ nañ ko dëgg ba muy mujjee si mbedd ñaata si ñoom ñoo sànk pour beneen yoon xametuñ lu baax du caaga ni dañoo bon jàppal si loxo yóbbu yërmande bala muy sànku oh metti na ay mu ngi si naxar di jooy what's warul taaro ngañ warul tuuru jigéen du jam xole ko ni ki la jur toppatoo ko jàppale ko nañ bari ko toroxal ndax lu ëpp tuuru what's warul taaro ngañ warul tuuru oh jigéen du jam xole ko ni ki la jur oh toppatoo ko jàppale ko nañ bari ko toroxal ndax lu ëpp tuuru OMG lu ëpp tuuru lu ëpp tuuru nañ bari ko toroxal ndax lu ëpp tuuru jugal jox ko sa loxo jigéen du jaam non non li metti na oh non chaque jour mu ngi si coo non ñaata jigéen ñooy dundu lu tar gesu gisuñu kenn di yokk seen naxar mérité wul ay dóor jigéen dañ koy suturaal boo ko mënul yor yor bu wóor nga la bul xaawi suturaam mooy nampal di boot bul ko jàppe jaam bul tur ay rango ñam amal yërmande ci moom ndax mooy def yar si say doom lu la mënti metti si moom naxantal ba changé jikkoom
jox lene mu ngi jooy No, 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 but warul taro ngañ warul turu jigéen du jam xole ko ni ki la jur toppatoo ko jàppale ko nañ bari ko toroxal ndax lu ëpp turu but warul taro ngañ warul turu jigéen du jam xole ko ni ki la jur toppatoo ko jàppale ko nañ bari ko toroxal ndax lu ëpp turu lu ëpp tuuru ma lu ëpp tuuru ma Lady Boss yeah sound bi di ñëw moom mooy 316 bar wala boog toog leen ci chaise yi xaar toog leen ci chaise yi xaar toog leen ci chaise yi xaar 316 bar fu ma nit di jaar borom xalim ma dikk na toog leen ci chaise yi xaar yéen ñëpp laay pakata lem sa 316 bar man la yàlla am si rappeur fu ma nit di jaar li xew ëllëg dama koy xam te duma ko listi xaar man ak rappeur yi mel ni FIFA ak EDCAF fii ku ñu ne moo fi dàq rap ay ree la may def da ngeen bëgg a kaañu si rap te kenn yoru ci lu dëggu su ma bëggee gaañu si rap sama bopp laay déglu man ku pànk laa bandi buy sànk laa bi may tut tànk laa yëg na ku tàng laa damay joob te lu ma feetu bul ma dis te mbokk su may rap del seetu da nga si gis sa bopp mësuma dégg rappeur bu taxaw ne moo ma man déglu naa ñëpp seeni sound foo ko gis woo ma man fu ñu ne ma jàkk rek tiit rap du ma si def yëfu niit boo yi fi ne maay seen njiit dama leen koy wan ci kaw biit li ngay jàng ci rap mokkal naa ko temps booy say roy mi ngay teg rombagul caaroy bëgg ngaa yéeg si niveau bu am level kay roy amul ku ma gondi ci rap non du góor te du gel man samay rhyme day faat te du tëdd jeel rappeur yu bëri yàqu ni oto yu ñu war a fourrière yaakamti buzz ak siw ba fàtte seen carrière nee nañ ma coono du réer am nañu koy wër ba tay man sama yoon dafa leer wax naa leen ko ba tay dama crazy dof amee jàngoro rap yow da ngay teg pour am tur man may jàngale rap dama génn def flash rek jox leen leer ñëw ma pour tontu ay clash dama bëgg a lépp leer jugal taxaw ne ëskay riim yi bàkku na tay jënd naa li ngay jaay foog yow ak ñi lay jaay rappeur yi ko si gis ñoo di crack ñemet man dama positif ay black mënuma suul niveau bi dafa baax wax naa ko daaw ak ren seen xali mag daa mënul sonal sama brain seen biir ngeen di tongo di xëccoo téere yi dootuma seetaan ndongo muy tilimal jaara ji li ma buur bi jox doon na xam-xam bu yéem seen ma may dox man kumpa laa si yéen tele ngeen may gos bi mën ci game samay raay tele yéem riimi si baat la la xooj noot la ba doo mën a wax raay mi yàgg naa xoot te musuloo gis pax du mën ak yéen booy du ñu mës a yem maay kilifa kër gi samay caat foog ñu yem 1 2 3 4 5 maay represent Jolof duma foo sama life da nga xof di ma nit dama dof du ma nit jox naa la punch name drop next level mbind mi taaru na trop borom xalima forever borom xalima forever borom xalima forever yeah bi mooy Galsen stand up wala boog na ñëpp jóg yes sir come on dama yàgg nekk ndaa naan ci rap may sa héros fils boo ne ma jàkk rek tiit mel ni ku gis terroriste may def ak sa bos nii mu utee sa papa samay son la gën a yàkkamti ka weer bu dee
suñu game bi tey booy nu muy doxee lu ma komp la looloo tax ma gëm sama bopp jiital waar lu ma fonk la ànd ak dal li nga tëre si say royaume man lu ma yomb la def naa ko booy bi ngay taatu law bay laa jug man romb la jant fenk na yeewal ñëpp bul bàyyi kenn mu nelaw ba yandoor jugal wax sa gaay jëf day fay mooy bomba coow li moo ngi soog a door samay direct buy dal di la bett ndax duma xàcc soog a door jug leen ñu ànd feete suñu victoire mixtape bi may wax ak gaay jaru histoire jug leen ñu ànd feete suñu victoire mixtape bi may wax ak gaay jaru histoire werante bi da jaratu ko fi aja ku ne wane li mu mëne ni nga dama la pa doole lu bëri war nga dëkk di ma calculer bandi bandi loolu rek fi nekk xañu ñame duwul bëgg a déconné ñi di dëbb ko dal xamuñu dara maa leen war a déconné jëf day fay de booy dama ko yàgg tëj di ko job waxal samay headers di mixtape bi mënuñu si foog maa ngi talent bi wóolu li may def doyloo got li ma war a am jàmm su dara force dama koy jot embouteillage bi fi am rap përi la ñu war a dellu jàng war rap bëri na bu dugg li ñuy def xam ne dafa périmé su benn rhyme line di supprimer ñoom rek fi yuuxu di ñoo di guerrier contenu rabal muy tëb di përier ñame internet wax di publier non boy fii du ngeen fi jubilé jug leen ñu ànd feete suñu victoire mixtape bi mooy wax ak gaay yi jarul histoire jug leen ñu ànd feete suñu victoire mixtape bi mooy wax ak gaay yi jarul histoire man li may def dafa gën a booy dama yàgg a wane li ma mën a booy kabal sarango ñi bul jooy li nga na ma laala jox ba mu doy nañu waxante dëgg da bañ ko raay ñi fi nekk dañu bëri ay faay do meraami rek leen jaay xamuñu dara dañu bëgg a raay sama defet nga bëgg a gis de fis man dara du mu maare jëf day fay dëgg lu du dee fes mixtape gën a jël pay bokkuma ak ñi xaw man su may rap dañu may aw xam fi ma leen di aw waral ñi yuuxu tëb aw lu coow lu bëri bëri ñoo ngi ci duñu wari dañu yàgg ci para gëstu jàng lu bëri wane suñu mëneen ñafe bokk ci gori mag yow duñu yam bokkuñu catégorie liggéeyal sa rap fexe bokk ci gori lu waay di def na leer jëf day fay jug leen ñu ànd feete suñu victoire mixtape bi mooy wax ak gaay yi jarul histoire jug leen ñu ànd feete suñu victoire mixtape bi mooy wax ak gaay yi jarul histoire yeah gaay bi mooy sound bi mooy surprise concert bi king bi what's up naka ñëpp di get ay bi bët su baaxee foofu ah yeah nga jox ma ko man pare naa ki la mën bu lay dóor du la def ndànk li rappeur yi di wër mu sama suufu tànk rim yaa ngi sama main xel mi mësul banque dama imposé ba doon lyriciste bu ngand doole ji bëri na maytul ma duma la ci lang da ngeen di gas may suul yéen a war a jàng talent bi may incarné dafa leer ni jant bu hip hop amee zone 7 man dañ ma war a sant gënoon na metti may xeex pour respect am fi tracel booy yi seen yoon ba tey ñu am fit kalaas du ma dugg wax du ñaaw ba na xarima muskalaf laa tuddu sant borom xalima ñi xaar sama defet ngir rek mën ma ree ne leen yoon bi day rafet ànd ak yërmande ku ma déglu nangu ne dama mën a rap DJ Toch nee na ma est-ce que aw may jine rap yoon bi metti woon may segg samay gain xam ñi ma war a àndal ñi ma dul jëndee alal dama jox mu fës bara ñeeku si rappeur yi Galsen bokk naa si 5 meilleurs yi kenn du ko dindi muskalaf big respect demoon naa bay bàyyi melomaan yi ne ma resté sama xalima laa yore di teg droit au but hip hop Galsen man la maa yore drapeau bi king bi kan la king bi kan la king bi kan la king bi kan la muskalaf number 1 la king bi kan la king bi kan la king bi kan la king bi kan la muskalaf number 1 la muskalaf number 1 la muskalaf number 1 la muskalaf fan la
général daf may wax dëgg Sidi du ma jaay ñoo yokk niveau bi ba may mën di duma gaay muskalaf dafa mandi si coow du ko ray son bi day bëri ay nit yu muy duma di ray bis man yàlla daf ma may te yéen da leen dénk sama jëf dina fay ba ñëpp di ko dégg waxal ma gaay bu dee dañuy bañ li ma mën dinañ siisu ba dee may gën mën li ma mën dama prouvé ba jiitu daal di ne ci kaw fii Galsen dañuy gis pay naan 2B mën na daw marqué sama empreinte saabo yeewoo gis lyrics yi di gën a nice technique bi gën a diis dama leen gën a firi man amu leen sama prix man mbind mi laay firi man riim bu ne laay iri man dañuy wax rek duñu mës a fëgg sama buntu gaale rab bi ngeen di jàng pour mën dama ko judduwaale daf ma yomb comme ni may njaabee di dugg gaale muskalaf boo koy déglu liggéey rek ngay gis rax bu baax bi laa yore bu bon bi rest in peace damay déglu ñëpp di gis ay copie collé yenn saa yi ma déglu rappeur bëgg ko dóor pistolet sama xalima laa yore di teg droit au but hip hop Galsen man la maa yore drapeau bi king bi kan la king bi kan la king bi kan la king bi kan la muskalaf number 1 la king bi kan la king bi kan la king bi kan la king bi kan la muskalaf number 1 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 la yeah sound bi mooy li dëgg la yeah muskalaf borom xalima apostrophe li dëgg la li dëgg la li dëgg la dëgg dëgg la du yàgg ba ñu bëgg ma jëf day fay du ma def lu géey mbër baaku na taay man li ma man dama ko liggéey du ñu mel ni man dama leen yàgg man nañu roy ci man te dindi seen xoli iñaan hola hola li may def luy dugg ci xol la nañu jéem a nangu ndogalu yàlla seeni coow mënu maa tere jàlla ay waay dégg naa seen wax yi waay ñu ngi def ngir bëgg ma fay muskalaf yéene leen ko jàmm waay lu yàlla def jàmm mënu ci dara mënu ci teggi teg mooy xool bu ko neex jël yëkkati teg nga bëgg ko wala nga bañ nangu rek dégg naa lu ne gumba tëxlu naa samay tànk dëggu naa mënuñu dara ci sama xalima du ego trip dëgg ju may wax la yàlla ma tiim du kenn sa ñoom ku koy mën a miim loolu tax ma jël dugal ci samay riim ne wuñ ma piis bu ñu sañoon duñ ma dégg duñ ma gis gaa yi sama defar rek la ñu xiif wax leen ñu dal ànd ak yàlla tiif li dëgg la dëgg la li dëgg la dëgg dëgg la am na ñoo xam ne bëgguñ ma li dëgg la li dëgg la dëgg dëgg la du yàgg ba ñu bëgg ma am na ñoo xam ne bëgguñ ma li dëgg la li dëgg la dëgg dëgg la du yàgg ba ñu bëgg ma xolla li ñu wutale ci xolla yenn yi soxor la bu ñu soñoon suux naa ni jool la ñi wax si man bu ñu soñoon ndam duma ko mës a am sama tur du dem kenn duma xam waaye ndogalu yàlla lu si jàmmen booba léegi maa ngi dox di teggi seen pexe yu bon yu ñu may tegal jéggi bëggu ñu ma tekki li ma dëggu si job bi tax ñu may jéppi ndogalu yàlla jàmb ko dëggu yàlla yéene wuñ ma jàmm ñu ngi teg pexe bëgg ma dàmm li may def du foo tey laa gën a dëggu man du ma teggi tànk non maa ngi si sama yoon di go doon rijal rappeur bu man doy naa misaal leen ñu dal te xam ne man yàlla ma fal bu sori la ñu may seen li may def dëggu naa du ay fen booy fi job rek ka fi feeñ mbër mu yàlla samp du dañ jour ma gis ñoom en xam naa ne man dong la ñu bañ ñu ngi def lu ne ngir bëgg xañ li dëgg la li dëgg la dëgg dëgg la am na ñoo xam ne bëgguñ ma li dëgg la li dëgg la dëgg dëgg la du yàgg ba ñu bëgg ma li dëgg la li dëgg la
am na ñoo xam ne bëgguñ ma yeah bi mooy my friend waaw ji ko may Aji Ngana Diop non Buru Punch ok borom xalima maa ngi def lu raw lu Messi di def te takuma numéro 10 bu rim yu nice doon fay maa ngi poche 10 man li may def ñëpp a koy nangu ni maleetu gis talent bu leer fës ni jant gumba yaa ngi koy gis xajaa ngi mbow nañu laal pédal bàyyi leen ñu coow kenn duma ci laal dama yàgg joow musuma toog ci gaal yeah pare naa bu yàgg man booy raam yu baax yu jub xoj laay joxe sama kuréel man may tabax li ngeen di toj te musuma laal tureel rappeur yu mag yi fi nekkoon maa leen yóbbu jeel may asamaan may suuf may jant bi deew booy duma sa maas maa la mën dama lay duma ci géew dang ma doon ñoo di geng sa ak bandi xamoo fi nga teer si ñi gënoon tàng ci game bi dama leen jàpp jéeri man ak ñoom si 10 combat day mel ni Tom and Jerry sama benn rhyme day foog seeni single dóor ci xeer yi li may def jàmm laam talent la wala jinne laam punch yaa ngi lay joma lam maa ngi riim yu doome foog sa artiste ak single lam dafa xewi ni kinne laam ku xamul lu ciin war a am du la jox lu ciil ne la am dañu xare ba ñëpp ñu xam kenn duñu tere am ndam may ki yore seeni garab te may faj seen feebaru xel yéen da ngeen di daanu rap bëgg a tee mic bi di ñu guddeel ñi feebar ci rap man maa leen di sampal bu teel si sama leer ngeen di daanu ki la mën si rap may jawriñam mi ne mi ngay déglu di gaañu jéemal gëstu xam njëriñam rap bi ngeen di jaamu di ka tar bi yu may sëriñam punch yi ma lay jox mooy foog seen buur yi ci seen biir maan lay dox di toj seen yuur yi foo dégg buuru ñaay xaraat doo traîner feu man samay rhyme mu ngi vert duma freiner feu dóor naa la ay coup yu metti te dal ma soo ma jox lu am gu foog li nga may tegal alhamdulillah man borom xalima laa kenn duma tëkku teyal mënoo bind da nga tayal li ngay def si say sound mooy samay freestyle ma doon ñoo di geng sa ak bandi xamoo fi nga teer si ñi ko doon tàng ci game bi dama leen jàpp jéeri man ak ñoom si 10 combat day mel ni Tom and Jerry sama benn rhyme day foog seeni single dóor ci xeer yi yeah wax ji ay punch la rek jarul sax ñu koy guddal yow da nga dee ci rap moo tax sa rap mënoo ko dundal what's up Ok, l'âme tout seulement Mouskala, visitez nombreux à nous envoyer des textos bien sûr via le net. Je vais lire quelques textos rapidement via la page Facebook. Sylvain, mention spéciale à lui qui raconte respect à ce monsieur docteur. Mention spéciale à lui. Sidi, salut les gars. Best DJ, DJ Issa. Astou Diop, bonsoir les jumeaux. Mention spéciale à Astou bien sûr. Sidi Gay, King FM, cool. Sidi, big up à toi, ça fait plaisir. Merci pour les textos bien sûr. Alors, préparez-vous pour le live on direct. On va prendre 5 auditeurs today. Abibatou depuis Sacré-Cœur. Il y a mon frère aîné sur place, Général Babs, big up à lui aussi. Général Babs, yeah, Général Babs, Abibatou, mon les def. Coucou, Abibatou, yeah, ta petite sœur Abibatou depuis Sacré-Cœur qui n'est waxal Mouskalaf man je valide signé Aïta from Kounoun Cité Lay Pokora nena nice franchement son yu mo ngi cool man. Lay Pokora mention spéciale à lui. Salut les jumeaux, mo ngi nice, good job à votre invité Toujours les textos via le 77 244 22 22. Mounas depuis Derklé, il a vraiment assuré. Mashallah, j'ai dit de yamba. Voilà, donc envoyez vos textos aussi via le 77 244 22 22. Mouskalaf gars yi kontaan nañ de yeah ñu loolu moo ñu war yeah, live and direct 88 628 99 90 rapidement. Mouskalaf mu nuyul kii. allo. waaw salaamaaleykum. Lay Pokora Junior. alo boog. boo yow da nga aay de loo def ba dugg ci direct bi yow léegi kaana yow. kii kan la du. waaw du la de. waaw bëggee. wala boog Lay Pokora Junior. na yow du men Junior laa lay tuddee parce que da nga aay Lay Pokora aayul. Jantal boy Lay. waaw. mais mooy cool man. allo. mais Lay gën naa la gis depuis keroog match bleu contre rouge bi.
ma ne gën naa la gis depuis match bleu contre rouge bi. waaw. mujjee nga photo ak Eva. waaw. mujjee nga photo ak Eva. waaw. yeah mais lépp nice ah. cool kay. mais Mouskalaf est-ce que mu ngi koy tasaare. waaye mu ngi fii tasaare Ndiaye Lo kay. ah mu ngi cool mu ngi nice. nice kay man ak Yves ñoo fi nekk di dégloondoo quoi. ah ok kon yow daal concert bi yow di nga def teew est-ce que. dinaa teew bu baax kay. waa Dakar ñu dañuy jógee ba fii kamoon si de Kër Ndiaye Lo yéen a ay nag du yomb de. waaw du yomb kay. ok kan nga may dédicace tey en direct. mooy may dédicace kii nii ñoom Alaye Dieng. ak ñoom Play Ndiaye. ak kii nii ñoom Papa ñoom Abdoulaye. oui. ak kii nii Maman Aydara. Maman Aydara. yaay Duumeen ak. yaay Duumeen nu mu tudd. Maman Aydara. ah moom mooy Maman Aydara. waaw. ok. waaw. allez merci beaucoup Laye c'est gentil hein. Laye. Laye invité Eva mu ñëw Kër Ndiaye Lo Laye. invité Eva waxal Eva mu ñëw Kër Ndiaye Lo la 4. ngan di invité kay laa koy def. invité ko léegi àllaay ma ni daw rek nekk mu ñëw Kër Ndiaye Lo. waaw waxuma la invité sax mais naa ko teral sax. allez Laye gàttal boy. ok mon ami mon frère mention spéciale à lui connecté depuis Kër Ndiaye Lo Laye Junior chapeau à lui les textos n'arrêtent pas de tomber bien sûr salut PNG mu ngi cool chapeau à votre invité c'est Modi depuis Kalima Malika hein, c'est ça non. Voilà donc salut les jumeaux c'est Daba Samb depuis Ndiaye Lo big respect à mon frère de cœur Mouskalaf mu ngi cool Hervé le 4 avril ñu tasaare ko comme dab hein. Yes Daba Samb puis ne ko allo. yes allo waaw. siyaar nañ la. delloo ziar. yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi si jàmm. alhamdulilah. waaw di rafetlu ah lépp naay sax. oui merci beaucoup. yal na yàlla def jàmm. amiin passé kii bi nu mu tudd. événement ci jàmm ak salaam mu def ci réussite totale aussi. amiin yaa rabbi amiin. invité nañ la dégg. yow duumeen waxuma ak yow nga naan Binet Fone noonu maa ngi lay dégg. Binet dama benn commune moo topp di ma sonal di ma laaj sa numéro quoi. oui ma sarax ma ngir yàlla sama numéro bu ko jox kenn yaa ngi dégg soxla ma kenn koo xam. ok mooy daal sonal na ma daal chaque jour mu woo ma rek ne ma commune jaajëf waay boobu noonu laa soxla quoi numéro boobu noonu man ko ban numéro. ne ko jaajëf waay numéro boobu aw ma ko. mu ne ma kooku noonu di ñëw crédit rek te muy sol baay. ba may ñëw foofu de sol ma woon baax rek leer. mais Binet naka nga dundee tey son yi nga xamante ne Mouskalaf may nañu ko en direct. non nice na sincèrement bàyyi ma bigam dafa am ku ma tax a dugg tam moom moo ma ñor baax am déet. waaw vas-y. bon damay bigam pour commencer du mu tudd sax Mame Diarra depuis Thiaroye démb je sais pas. démb woote ma mais tey dafa xëy woote suba teel barki rasulilaay naan ma démb dégguma la ci rajo bi moot mais man la ñor parce que man lay bégee Zano donc oui yaay Binet vas-y fais des dédicaces faut pas écouter J d'accord. Pierre yow yaa daan lu suñu yoon yow Pierre. non faut pas non mais man xamee ma baati xanaa. non yow la. du man waaw di souhaiter happy birthday par prolongation à Awa. Awa oui. waaw di souhaiter happy birthday à kii nu mu tudd sax Mère Medina. Mère Medina la maman de Sophia. voilà ak Sophia yëpp ah. ouais. waaw ñëwagul mais ñu ngi koy anticiper di leen souhaiter ñoom ñëpp happy birthday. di béggee Medzo naan ko yegsi na ba pare aussi. ok super. waaw di béggee tamit Biba bu centenaire. mais Binet dama la bëgg jël si le 4 avril ñu dem Kër Ndiaye Lo seeti ñoom Duumeen ñoom Mouskalaf. man bu dee jël si donc xam naa ki ngay jël si giraaw bu nga romb sama kër daan dem jëli ko te dem. bëggoo ma jël si la. Zano merci beaucoup. taa xëy na si picc poobar bi de. kon picc poobar. ok en tout cas merci pour l'appel c'est gentil. waaw ñoo ko bokk amul benn problème maa fi jaaroo. allez gros bisous
mention spéciale demain nag Kennedy amul donc am nañ match Guédiawaye Stade Amadou Barry donc papi tomorrow ñoo ngi Guédiawaye fa la ñuy entraîner match amical bien sûr avec les jeunes de Guédiawaye bien sûr de 19h à 21h après Hello Ado dañuy def direct foofu mention spéciale Mouskalaf concert bi kañ la entrée bi ñaata la. wala boogees waaw gis nga saa yi laaj nga ma loo xamante ne ni moo xew actuellement mooy def buzz yaa ma gën a nëw concert bi le 4 avril la à partir de 21h waaw. le 4 avril le 4 avril à partir de 21h. kon gars yi suñu reeree ba pare mun nañ ñëw. waaye gars yi dañuy togg ndekki añ reer ñun teranga lañ xam Kër Ndiaye Lo. dégg nga concert bi gars yi xoolal comme màggal lañ ko def da ngay wàcc si ceene ñu jox la ndekki añ reer ak foo dal. dañuy génn suñuy gàlle gan yi ñëw. prévente 1000 francs la jour J 1500 VIP 5000. ak président Pape Sow rek. ak président Pape Sow. waaw ay VIP nga ne. entrée bi ñaata la nga ne jour J. jour J 1500 VIP 5000. ok prévente yi ñaata la. prévente taw rek lañ ko def yomb. si tàng yi mën nañ am benn numéro boo xamante ne. waaw comme que bëgg prévente comme que duumee na ngi fii wala je sais pas jox ñu benn numéro boo xamante ne yàgg na 77. non fii dañ naan 77. 77. 77 la ñuy wax. 77 waaw 77. 77 ñu digal suñu numéro bi. 77. waaw gis nga 77. 820. 820. 37. 37. 57. 57. Ok, alors le concert ça sera le 4 avril, l'entrée sera à 1000 francs, 1500 à 5000 francs VIP. Alors est-ce qu'il y aura quelques artistes invités en dehors de Mouskalaf bien sûr? waaw parce que am nañ artistes invités comme OMG. waaw mu nekk oh my god day mu nekk waaw OMG xam na nu mu demee si projet bi la bokk mixtape bi. si projet bi la bokk OMG day teew Kër Ndiaye Lo. ok waaw Papa Sow mu ngi ci biir comme invité day teew Kër Ndiaye Lo bu baax a baax vidéo bu bees moo ngi fi day teew Kër Ndiaye Lo. en plus tamit yu ngand yooyu yëpp si 1000 francs 1500 ak 5000. ak nag sama chéri koko Gigi quoi. day teew waaw incha allah. ah mais gars yi yàq nga leen de. waaw dafa leer noonu lay demee parce que lii moom cadeau la lii moom ndewenal la. waaw noonu la demee léegi nag cadeau bi gën a nganda mooy waa PNG. waaw parce que Kër Ndiaye Lo mu leen di xaar international instant nii Ndiaye Lo gars yi dañ leen xiif quoi dañ leen xiif am envie dafa ak yéen show bu baax a baax concert kaana lay doon non kaana lay doon concert bu bandi sama commune mais sa moom dafa bëgg jigéen noonu de la doon laajte ndax est-ce que dina am concert bi dina am ay jigéen la ilaha illallah ay laaj ko ay xakil ay wan lirikal laa la wax instant nii dañuy bëgg dafa teew Kër Ndiaye Lo Kër Ndiaye Lo fa amul feneen de lu leer mais yaa ngi dégg Ndiaye Lo neex la def Ndiaye Lo aja nuyu ko Mouskalaf ne ko allo yee allo Mouskalaf yee siyaar nañ la baay delloo siyaar Diagne yee what's up naka la yow Diagne way Diagne bëggee waay gars yi bëgg nañ seetaan nañ barki seen Tuuba way fii la ëppee gaan wala boog yaatu na waay loolu kenn waxatu ko ñëpp gis nañ ci seen bopp yes sir waaw boobu ba tey ñu ngi lay teewlu yaa ma gën a nooy. waay kontaan nañ waay kontaan nañ. ak di mel ak gars yi nga xamante ne. oui dëgg la. gars yi waaw PNG ñu ngi leen di ziar bu wér. dëgg la. waaw da leen def xoolal. ñu yóbbu tax dañu leen di dalal. mais Diagne. waaw ñu jaaloo xam ne jaaloo neex na. Diagne. waaw est-ce que pare ngeen pour accueillir les jumeaux PNG quoi. yàgg na pare nañ ñu yàgg. gars yi dañu bëgg ñëw tasaare foofu de dama bëgg nga invité Eva quoi Eva rek laa bëgg mu ñëw Eva bu Pod et Marichou laa bëgg mu ñëw moo ngi nii seen studio bi man moo rek laa invité quoi pour xew bi ala doom yaa ma gën a nëw yaa ma gën a xam gars yi kontaan nañ de gars yi kontaan nañ trop cental boy ok ñu ngi koy jaajëfal bu baax donc mun ngeen def ni ñoom au 88 628 99 90 ngeen wax ak Mouskalaf parler avec les jumeaux PNG si son yi ñu jot a may am na son boo xam ne man daf may daaneel mais sa papa samay son la gën a yàkkam te ko weer bu dee suñu game bi tey booy nu muy doxee lu ma komp la looloo tax ma gëm sama bopp jiital waar lu ma fonk la hey Galsen stand up mais son bi nice na de waaw sound bi Young Dizzy moo tëgg beat bi benn rappeur la bu nekk Kër Ndiaye Lo moo ko tëgg jox ma ko ma teg ci loolu wala boog yeah nice na trop man gars yi ñoo ngi ko doon waxtaane sànq maa ngi jot ay message yu cool yes samay direct buy dal di la bett ndax dama xaaj ci soog a door gal seen jug leen ca kaw gal seen jug leen ca kaw a kaw gal seen loxoy
bi may wax ak gaay jarul histoire wette bi da jaratu ko fi aja ku ne wane li mu mënee ni nga dama la loolu lu bëri war a nga dëkk di ma calculer bandi ba fi nekk xañu ñame duul bëgg a déconné ñi di tëbëka dal xamuñu dara maa leen war a déconné jëf day fay de booy dama nga yàgg tëju di ko job waxal samay hédé si mixtape bi mënuñu si foog maa ngeex talent bi wulu li may def doyloo got li ma war a am jàmm mënu si dara force dama koy jot amuteyage bi fi am rap bëri la ñu war a dellu jàng war rap bëri na ba déglu lu ñuy def xam ne dafa périmé su benn rhyme line di supprimer ñoom rek fi yuuxu di ñoo di gëriyee cause ne rabal muy tëb di bërier ñame internet wax di publier non booy fii du ngeen fi jubilé seen jug leen ca kaw gal seen jug leen ca kaw a kaw gal seen loxoy ca kaw gal seen loxoy ca kaw a kaw jug leen ñu ànd feete suñu victoire mixtape bi mooy wax ak gaay jarul histoire jug leen ñu ànd feete suñu victoire jëf day fay mixtape bi mooy wax ak gaay jarul histoire jëf day fay man li may def dafa gën a booy dama yàgg wane li ma mën a booy fobal saranga ñuy bul jooy li nga na ma laala jox ba mu doy nañu waxante dëgg da bañ ko raay ñi fi nekk dañu bëri ay faay do meram rek leen jaay xamuñu dara dañu bëgg a ray sama defet nga bëgg a gis ray fis man dara du ma baare jëf day fay dëggalu du dee fos mixtape gën a jël bee bokkuma ak ñi xaw man su may rap dañu may aw xam fi ma leen di aw waral ñu yuuxu tëb aw lu jaw lu bëri bëri ñoo ngi ci duñu wari dañu yàgg ci para gëstu jàng lu bëri wane suñu ma nit ñafe bokku ci gori mag yow duñu yem bokku ñu catégorie liggéeyal sa rap fexe bokku ci gori lu waay di def nga leer jëf day fay seen jug leen ca kaw gal seen jug leen ca kaw a kaw gal seen loxoy ca kaw gal seen loxoy ca kaw a kaw jug leen ñoo ànd feete suñu victoire mixtape bi mooy wax ak gaay jarul histoire jug leen ñu ànd feete suñu victoire jëf day fa mixtape bi mooy wax ak gaay jarul histoire 88 628 99 90 boo bëggee dugg si émission bi xam nga big up Mouskalaf wala boog. Merci beaucoup, mention spéciale bien sûr à Mouskalaf. Alors j'avais demandé 5 auditeurs, il me reste que 2 auditeurs hein, au 88 628 99 90 ñaari auditeur ma tëj émission bi si 88 628 99 90 il fait 0h33 minutes bu leen fàtte ne demain PNJ après-midi bi 16h ba 17h30 dañu am émission en télé en direct au niveau de la TFM bien sûr. Mention spéciale à monsieur le président Macky Sall tey gis ngeen serment bi nga xamante ne moom la suñu président bi jël donc Sénégal bëri woon na ay président tey façon président bu ne teg na tànkam Sénégal loolu yëpp pour wane ne Sénégal Afrique benn bopp la on est tous une famille donc mention spéciale à tous les présidents bien sûr qui en ce moment sont au Sénégal pour supporter notre président monsieur Macky Sall qui prépare bien sûr le 4 avril. Alors sur ce on dit bonsoir les gars. Mouskalaf ne ko bonsoir. yes salaamaaleykum. nee na may donc dem na moom yàggu fi yàqu fi alors si sa son yi am na benn son yaa ngi si woy nga ne bokk nga si 5 meilleurs artistes rappeurs sénégalais. loolu leer na. mais boobu est-ce que juumoo champion. ban juum gars yi ñoo ma boole si 5 meilleurs yi mais bu dee man kese bu ma dul pay di des. non sawaay xam nga non oui ma sawaay xam nga émission bi xam nga lii rajo la quoi neex na torop mais du ma la ko nëbb man pour man foofu da nga juum quoi. et puis loolu dama ko prouver. non si saa si dafa may auditeurs yi ma message ñu ne ma puis bëgg nañ ko lool mais foofu dafa juum. léegi ñooñu lan nga leen tontu ñeneen da nga juum foofu. déggoo li ma la wax bu fekkoon loolu amul waaye di du ma jël boole ma si hip hop Galsen Awards waaw call ma téléphone boole ma ci jël sama produit déglu ko apprécier ko si rajo laa toog di mais si 5 yi dañuy dégg ay Dip ay Ngaka Blindé dañuy dégg ay Omzo Dollar ay Akhlou Brick et tout au moins soo ma ne woon si 20 yi sax genre ay numéro 19 wala numéro 21 loolu on peut comprendre mais si 5 yi chanwaay. waaw man ñi nga may limal nii sax yow yaa ma xamal seen tur de man moom 5 yi moom déggoo li ma la wax Galsen ñi ma dégg déggoo li ma la wax non déglul man waxuma waxu ego trip quoi dama ne la Galsen ñi déglu projet bi déglu Mouskalaf ñoo ne Mouskalaf bokk na si 5 meilleurs yi daa xarab Sénégal mais man si sama jëmu bopp Mouskalaf xam naa ne bu ma dul pay di des parce que déglu naa gars mais yow gisoo ne ay numéro 19 numéro 20 genre numéro yooyu doon na gën a nice pour yow que numéro 4 wala 3 wala 5 loolu bàyyi naa ko ak sama boy yi nga xamante dama leen formé instant yi ñu nekk Kër Ndiaye Lo di toj bàyyi naa ko ak boy yi kon yow daal da nga jàpp ne si 5 premiers yow bokk nga si loolu yàgg na loolu waa Sénégal ñoo ko wax waa Ziguinchor dañ ko wax ñu dem Fatick ñoom ñu wax ko waa Kaolack wax ko ñu ngi may déglu instant bii nii
boo génnee si biti nii en dehors de Dakar gars yi dañ la koy wax bu baax a baax Mouskalaf kenn du ko mais ñii nii ma lim sànq ñoom def nañ ay concert Dakar def nañ ay guichet fermé ay stade et tout mais ça va yow Kër Ndiaye Lo rek nga toj jamono ji ak région yi ñu may mais ban concert bu ngan nga defagum fii Dakar ba nga xamante ne guichet fermé la déggoo li ma la wax yow ñi ngay lim noonu ñooñu yëpp ku ma si bëggoon defal fit daf may yomb bu baax parce que ñoom xam nañ ma ku ma si bëggoon invité Kër Ndiaye Lo da ngay ñëw parce que ñoom xam nañ ma xam bi fan la nekk mais dafa mel ni nga ne Dip rek Dip xam nga toj na Grand Yoff voilà xam nga yow tamit c'est normal nga toog sa koñ ku nekk sa koñ da nga ko war a toj mais en dehors de ton koñ en dehors de ton quartier est-ce que tu es parti t'imposer dans d'autres quartiers xam man dama la limal sànq xam ne naa la artiste underground bu mel ni man dem Ziguinchor ak Ziguinchor ni mu toll ma toj ko téye ko sama loxo ba ñoom chaque année dañuy ñëw sama concert Ziguinchor da nga ko téye waaw ñu ngi may dégg dama dem Ziguinchor toj ko jóge foofu dem Kaolack toj ko dem Arena toj ko jóge fa dem Sorano toj ko dem Cices toj ko waaw ji yow fii loo bëgg yow léegi waaw ok toj na fépp ngeen toj na fépp déglu rab bi mu ngi Kër Ndiaye Lo te boo ñëwee la 4 incha di nga xam lépp dëgg la rab baa ngi Ndiaye Lo wóor na yàlla ay boy yu tàng ñoo fa nekk te Mouskalaf moo fa ënd moo def moo liggéey loolu te puis Mouskalaf moo liggéey loolu ma xamal la benn affaire boy yu bëri dañ bëgg rab instant bi te Mouskalaf moo liggéey loolu li gën a neex macha allah mooy lan nga nekkoon si benn affaire nga wét ci yow kese yoon bi lëndëm kurus ma nekk fa di ko fight ma sama gars yi gang bi tim bi mooy imposer hip hop kon ñii nii dañ la yàgg gëm ñoom dañ la yàgg gëm déggoo li ma la wax ñii dañ waxuma gëm la ñii dañoo dee ci man laa la wax dañoo dee ci man temps bourse étudiant di nga jël suñu bourse di ko jox muy président onam bu baax a baax sax yaa ngi dégg boobu wax yow xoolal dañu xas la yoon bi di ko xeex di tracer terrain bi di ko ñafanteeg mbëri parce que foofu ay mbapat moo fa daan am ay yeneen ak yeneen ay sabar ay affaire yooyu man ak gars yi ñu nekk di ko xas la di xàll la yoon bi di may suñuy boy fit di leen jël di leen teg première partie ñuy rap ndànk ba tey ñu osé am fit mën a taxaw xam baax la ma la wax kon ñun am na loo xamante ne def nañ ko Kër Ndiaye Lo tey jii bu fi yemoon day neex parce que ñëpp nangu nañ ne Mouskalaf mooy king bi Halima Connection mu ngi devant. Alors au Sénégal tu t'es imposé, tu nous as énuméré beaucoup de régions et tout. Est-ce qu'au niveau international Mouskalaf am na ay activités yu mu mus a def ou bien c'est prévu yaa ngi koy prévoir? Non bëgg nañ ko nag mais dafa guñu ko quoi mais ñu ngi link yi ñu ngi waxtaan ci suuf affaire yooyu nag parce que projet bi mu génnee am na ay portes yu ñu tijjil quoi macha allah nag. kon jamono ji ay France Italie Espagne yooyu demagoo fa. ñu ngi ci négociation yi moom su ma waxee dëgg rek te yàlla tax ñu ngi ci négociation yi quoi ci suuf parce que projet bi daf ñu tijjil affaire yu bari. fan nga bëgg yóbbu sa musique da nga bëgg mu yem Kër Ndiaye Lo wala da nga ko bëgg élargir. non élargir képp kuy artiste kay bëggoo sa musique yem fi nga yem rek da ngay bëgg a atteindre sa objectif mooy au niveau national et international ñu lay dégg bu baax a baax pour man artiste boo yemee sa localité rek di ko toj pour man des na quoi ak talent boo mënti am dafa des carrément il faut ngay génn natt sa bopp Sénégal natt sa bopp tamit si àdduna bi quoi. est-ce que mën nga ma limal 4 artistes yi nga xamante ne jamono ji ay rappeurs ñu ngi avancé loo game bi ñu ngi jël drapeau Sénégal di ko pousse. 4 waaw bu baax sax benn jëlal Popesa ñaar nga jël Nit Dof ñett nga jël Dip Doundou Guiss beneen bi nga jël Akhlou Brick ñan ñooy xam ne jamono ji artistes yi nga xamante ne tey ñu ngi wàccee milieu game bi hip hop Galsen ñu ngi koy saltel maanaam ñu ngi yéexal ñu ngi tardeel liggéey may ma si ñaar. waaw ñooñu dañ bari dégg lu ma la wax embouteillage bi am si rap bi nii instant bi nii rappeurs yi la si boppam bu fekkoon ku am talent rek mooy rap kon ñun ñi duñu tardé si yoon bi kon dañuy ñëw def 2 mois gars yi déglu ñu nangu suñu hip hop. mais rappeurs yi dafa bëri ñu amul talent. boo gisee game bi ñun ñu xaw ci yéex ñi amul talent ñoo nekk devant tey yow sa émission dama fi waroon jaar bu yàgg buñ ko tegoon ci yoon mais dafa bëri ñoo xamante amuñu talent ñooy xëccoo affaire yi en plus tamit li ngeen ñu sori moom moo tax xam baax na ma lo mais buñ ko tegoon ci yoon ñi am talent rek di def musique kon gars yi ñu ngi noos ñu ngi ay kër almadi yor dawal seen i 4x4 firi mais lépp loo gis gars yi foo yi ñooy nekk si diggante bi di ko ñàkkanteeg ñoom suñuy vidéo c'est pas normal du jàll télévision te vidéo yi cool la ñuy def son yi ñuy def gars yi kon waa TFM du ñu teg sa vidéo. non attends dama lay expliquer rek dama ne la son yi ñuy def ñun gars yi nga xamante ne nee na ñoo nekk ci kaw ñun son yi ñuy def ñoom duñ ko def ni ñu koy bindee ñoom duñ ko def technique bi ñuy utiliser ci biir son yi ñoom duñ ko def te pourtant seeni sound day jàll rajo day jàll télévision te ñun lu carré la ñuy teg te ñoom dañ koy nangu buñ ko dégloo si wala ñu daje concert nii lañ leen di def dañ leen di. léegi lan mooy problème bi selon toi c'est vis-à-vis des animateurs des médias ou bien artistes yi la si boppam. non parce que tey fii ku fi indi lu nice si biir kër gi dañ koy teg. loolu mais lan moo waral par exemple yow tey nga ne télé yi du ñu teg sama ay clip. waa léegi déglu ma xam nga yéen xam naa bu baax ne carrément yéen bu desoon si yéen rek samay sound jàll na télé
sama son jaaral na rajo parce que bi ngeen dégloo sama son avant ñuy xamante link yi da ngeen apprécier Mouskalaf ñu ma koy wax ñu ma koy yeggee ma ne un jour viendra ma jàkkaarloog yéen daf yéen ak émission te loolu moo raar si yeneen animateurs yi bu ñu la dégloo nga aay dañuy jël seen tànk teg ci mais yéen dafu leen loolu man dégg naa loolu dañuy privilégié dafa am animateur yoo xam ne dañu naan ñii samay artistes la ñii laay ñëkk tooj mu ngi noonu nag mais yéen gisu leen loolu tey jéggi ngeen Dakar fii nii dem dugg Kër Ndiaye Lo xëcc Mouskalaf génnee ko ne ko Mous dañ la war a dégg parce que son yi da ngeen ko dégg xam ay connaisseur ngeen lu toll ni 4 avril PNG bàyyi seen programme yëpp ne ils vont passer la soirée avec Mouskalaf Kër Ndiaye Lo déggoo lu ma la wax loolu du lu ndaw te loolu ngeen def noonu Kër Ndiaye Lo yëpp dañ si kontaan ñun dañ si kontaan bu baax a baax parce que Sénégal yaatu na fu bëri mënoon ngeen fa dem xam baax ma la wax mais ngeen bàyyi loolu yëpp ñëw Kër Ndiaye Lo pour teewal ñu loolu ñun dañ koy rafetlu bu baax a baax te dañuy ñaan yàlla link boobu noonu ñu garder ko mu gën a nice te en plus tamit mënuñu wax fàtte du men aussi parce que moom suñu début carrière lépp fekkee na ko bi ñuy doog a door bi ñuy taxale benn par benn lépp mu ngi koy wax à chaque fois dañuy wax gars yi man il faut que seex yi invité leen il faut que gars yi invité leen karang-rang jël son yi di leen ko jox ngeen koy déglu di apprécier parfois yéen seen i émission man damay toog nii di déglu mais da ngeen may big up mais loolu yombul te xamante wuñu woon da ngeen di jàll ba Mouskalaf big up wala ngeen jël sama sound teg te man joxuma leen ko borom baax la rek nice quoi tey sa cri de cœur lan la soo amoon li ngay conseiller ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo yore game bi lan lay doon en tant que porteur de voix yow game bi mooy ñu nangulante quoi parce que gi nga grand yi dañuy wax rek mais nanguwuluñu booy yi nekk si underground bi parce que ñoom bu ñu sañoon ñoom rek la ñuy tudd ñooy nekk devant ñoom ñooy siiw mais pourtant ñu ngi def ay concert di invité ay artistes yu ñëw jouer ay première partie avant que ñoom ñuy jouer waaw déggoo lu ma la wax loolu lu mënta ñàkk la mais seen projet bu tey jii artiste underground bu génnee projet mu leer na projet bi am na niveau war na mën a nekk hip hop war na bokk hip hop Galsen Awards duñ ko fa yóbbu dañuy xaar yow nga faytal ko sa bopp buñ leeree ne mën nañ tracer émission PNG nga jaar fa non duñ la ko yombalal dañuy jël seen tànk teg fa ñoom li ñuy bëgg xam mooy lan mooy nga nekk seen ginnaaw nekk seen booy di leen tarbiyu pour boo bëggee jot si yenn émission rajo yi wala télé yi man su may conseillé gars yi nekk si game bi mooy lan mooy ñu ibbeeku yaatu nangul ñi nga xamante ne ñoo am talent nekk ci suuf. Mouskalaf est-ce que rap baa ngi fay jamono ji parce que ay jeunes yu bëri ñu ngi déglu émission bi ay rappeurs lañ tey bëgg nañ teral seeni yaay teral seeni ay jabar teral seeni ay doom est-ce que réellement entre animateur bi ma doon ak yow artiste bi nga doon rap bi tey mu ngi fay. waa rap bi bon mën naa wax ne mu ngi fay wala fayul mais li gën a wóor xam nga mooy lan mooy rap da nga ko am loo koy booleel comme ñun ni ñu koy defee quoi dañuy def musique hip hop. teewul tamit am na si lu ñuy yëngu quoi. ok maanaam waroo rap rek bàyyi sa job wala bàyyi sa jàng am na li nga si sàccaale. non fii Galsen rap bi kese du fay boo fekkee da nga concentré wu ci hip hop kese non man doo ci génn wala pour nga génn ci day metti di nga xoslu sa life ay 10 ans pour nga génn ci da ngay am sa benn propre business di si yëngu nekk sa hip hop di si yëngu quoi bu buntu feeñee nag mu leer na instant hip hop bi fay na bu la neexoo nga stand by sa job jël ko tekk ci kanam mu sérieux carrément. mais li ngay conseiller jeunes yi mooy nañ def rap mais nañ ci yokk leneen. nañ def rap nañ jël job teg à côté bu rap bi xawee dëgër nii tuuti nga nekk si ñun parfois ñu ngi suñu job sant yàlla rap bi ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi ñaan yàlla yokkuñu ñu ngi am ay contrat ñu ngi génn ñu ngi def liñ bëgg a def mais teewul suñu job bàyyiwuñu ko quoi. bu rap bi stand by tuuti dañuy nekk si dellu suñu liggéey waaw comme ñëpp xëy 8h wàcc 16h. ceene suñu gaale. super émission bi jeex na le 4 avril am nga benn concert Kër Ndiaye Lo juste après le concert lan mooy projet Mouskalaf. waaw ok bon avant tout may ñëw si projet beeg affaire yooyu noonu man balaa ma koy fàtte dama bëgg shout out sama gars yi nga xamante ne ni sama boy yi nga xamante ne ni tey jël nañ Mouskalaf mettre que devant nangul ne Mouskalaf bu hip hop amee zone 7 moom la dama leen di big up. mën naa citer comme lu mel ni Young Dizzy lu mel ni Anonymat lu mel ni. da ngeen am label wala c'est quoi. non c'est que. comme Buzz Lab nu mu amee yéen da ngeen am structure ou quoi. waaw am nañu structure Kër Ndiaye Lo quoi. nu mu tudd. waaw Xalima Connection. ok dafa am ay rappeurs yu bëri foofu. Xalima Connection am na ay rappeurs yu bëri mais teewul yeneen rappeurs yi tamit am nañ seen i team seen i mifa mais teewul jàmm dox na suñu diggante ak ñoom. jox nañu respect Mouskalaf xam nañ ne Mouskalaf mooy chef de gang bi. waaw c'est normal parce que moom moo fa teg hip hop quoi. waaw loolu moom c'est normal quoi. loolu damay comme Canabasse bu mu nekkee patron Buzz Lab noonu nga fa nekkee patron zone 7. boo duggee Kër Ndiaye Lo boo duggee zone 7 da ngay laajte rek micro trottoir ngay def rek. patron bi laajte di nga neen la Mouskalaf lii wala laa quoi.
loolu patron lañ lay wooyee en dehors de Mouskalaf. non king déglu ma wax la benn affaire man sama side dama xeex ba nekk fa king buuru ñaay benn compétition bu ñu teg foofu noonu hip hop peur yëpp di ko xëccoo man ñu jël couronne bi tegal ma ko ma gagné ko foofu nekk buuru ñaay li may wax nii mécontent mu mooy déglu rappeur yëpp dañ ko bëggoon amuñu ko ñu jël couronne bi tegal ma ko 28 décembre 2013 waaw mu ngi noonu nag Mbambilor la woon ñoom ñu ngi may déglu instant bii nii quoi damay big up sama boy bokkul ak tournoi maam xuux bi wala non léegi projet yi nekk si kanam gis nga xam nga génne nañ mixtape macha allah suñu premier mixtape ñu nominé ko hip hop awards Galsen loo xamante ne gars yu bëri bëggoon nañ ko amuñu ko dañuy sant yàlla si loolu bu baax a baax ñu ngi waajal suñu album bi kon yaa ngi koy waajal nga commencé nañ dugg nañu studio commencé enregistrement yenn yi di programmer yenn biti incha allahu rabbi album bi gars yi dinañ si jot mën naa am côté décembre daal wala genre novembre ou décembre dinañ ko am bu baax a baax quoi mais maa ngi shout out waa 100% Ndiaye Lo parce que man moi noo gisee émission bi ak lan ngay wax auditeurs yi waaw émission bi nice na parce que man avant tout man damay déglu seen émission super merci man damay déglu du men damay jaar gàllem damay toog moom 24 heures muy scotché wu même bu ñuy ceene gàllem sax dañuy déglu seen émission loolu moo tax ma dem ba accro damay dem sama gàlle tëdd di leen déglu carrément koo leen mën di invité dama leen di déglu man ma oote ñàkk oote yëpp parce que man daa am loo xam ne dama koy gis si yéen parce que yéen soxoru leen quoi xam baax ma la en plus da ngeen free xam nga relax parce que def nga plateau rajo yu bëri mais tey PNG jox la fi ñuy animé ne la grand defal lu la neex déjà loolu noo gis non fee dafa am fu ñu lay yemale xam baax na ma la sigée te artiste da nga koy bàyyi mu free xam baax ma loo te yéen ngeen koy defee bokkul ak yeneen gars yi ni ñu koy defee parce que ñun jaar nañ si ay rajo yu bëri bëri dama leen di wax xoolal bu leen ko dindi quoi fi ngeen ko teg nii nice na parce que man su ma ñëwee dama free ngeen jox ma lépp ma waaw nga tasaare nice quoi wala boobu ok est-ce que mën nañ am sa contact parce que fan si nee nañ tasaare nga émission bi ñoom ñëpp mënuñu woon dugg si direct bi est-ce que mën nga ñu jox sa 77 wala da nga bokk si artistes yu rëy yoo xam ne duñ joxe seen numéro non 77 bi joxe naa ko sànq 77 waaw 820 37 57 yes ça ok alors c'est un jeune marié ou bien il est célibataire bon man gantam célibataire là quoi mais bientôt nii rek yow ji yéen a bokk groupe ah non ji kenn xamul kañ lay takk quoi te man maa ngi xool fii ak 2 mois wala 3 mois quoi non ji 2020 la wax yow na xam ji ay 2020 yooyu man célibataire bu ndaw laa quoi parce que fii ak 3 mois rek dama war a casé wu quoi ok c'est super donc di la jaajëfal encore une fois di la wax merci non kontaan naa si yéen bu baax a baax billaay walaay talaay li may wax ni maa ngi big up ñëpp bàyyiwuma kenn 100% Ndiaye Lo maa ngi big up World Work PDG bi muy général Babs ak Doumen ak famille Doumen aussi ñooñu dañu baax dañu yaatu gàllem dañ fay dem dañuy ceene foofu di connecté aussi wifi bi di cons courant wu maire bi di coob bool dafu maire bi suñu yaay la dafa yaatu barki alxuraan nga gàlle boobu noonu ay borom baax lañ. dégg naa Pape Sow dafa la dagal si terrain yi foofu. Pape Sow mooy suñu king laa la wax moom mooy lépp. billaay walaay te en plus da nga xam ne affaire boo leen ñëwee. fa ngeen koy fekk VIP lañ daaj moom moo fa lay yendu fa lay nekk. 20 heures bët mu tas. mais Moussa Boy dañoo bëgg terrain que Ndiaye Lo de est-ce que loolu mën na. ok alors Doumen ton mot de fin c'est quoi à l'égard de cette émission tu as envie de dire quelque chose déjà indil nga ñu artiste comme Beres nu mu ñu indilee woon Leuz Diwane ji comme Ndiouga Ketchup nu mu ñu indilee woon bien sûr Ngaaka Blindé ñun dañu respecté suñu ay auditeurs tey benn auditeur PNG su insister nañu jumeaux yi xamu leen diw mais à travers yéen dañuy découvrir yeneen artistes le cas de Ngaaka Blindé xamuñu ko woon benn auditeur PNG Ndiouga moo ñu ne PNG kii su ngeen ko invité du ngeen ko réccu Beres indil ñu Leuz Diwane ji mun nañu kii su ngeen ko invité du ngeen ko réccu tey benn 15-20 minutes bi ñu dénk sawaay donc ça nous a convaincu pour wan ñu ne carrément y a au niveau de Kër Ndiaye Lo y a des artistes bourrés de talent te à travers émission bi am na ay auditeurs xamuñu ko woon tamit tey tamit xam nañ ko su amoon 100 personnes même su yokkee 105 sax c'est quelque chose donc ñu ngi lay féliciter si loolu fi lay jaaree tàq ba faw quoi fi moom ku fi jaar ku ne da ngay tàq comme yaa ma gën a xam ñu ne si kaw quoi déjà noo gisee émission bi ak lan ngay wax auditeurs yi Doumen donc tey dama kontaan quoi benn instant parce que li am fii moom amul fenn quoi DJ yu mel ne PNG moom amul fenn ci Sénégal quoi yéen yaatu ngeen ba pare xam nga bëgg ngeen ñëpp dem quoi benn instant bi te ku fi jaar da ngeen koy yaatal ba mu mel ni yéen quoi yéen ngan di maami star ngeen PNG xam nga international la mais da ngeen a wàccee seen bopp ba nga xam ne da ngay mel ni nitu ordinaire quoi bu ku nekk ak yéen rek ku leen jege dëgg moo koy xam quoi benn instant bi xam nga tey nag sama xol seet na kontaan naa trop la fekk ngeen invité Mouskalaf parce que man Kër Ndiaye laa am dëgg la Kër Ndiaye laa am moom laay
ndax moom World Work aussi maa leen di bëgg bu baax waa Kër Diallo cat ba cat xolal maa leen di big up di leen woo nag sama concert bi moom laa am mooy sama lépp na ma ñëpp ñëw boisson yi wala dañ la yónni woon tey maa ko course tey maa ko course tey di bëggee bu baax nag suñu chauffeur bi Libaas maa ngi koy bëggee bu baax a baax xam nga tal otom ënd ñu Libaas ñu ngi lay bëggee bu baax yow jantal booy nga xam nga di woo mi fa PNG nag ok yow maa ngi woo ñëpp ñu ne yow doo xaritoo cas social non Sénégal léegi lépp teraanga la dëgg la de ñu ne yow nitu intérêt rek nga intérêt rek ngay toppee nit mais man la laa toppee PNG loo toppee muskalaf loo ko topp i cas social la du men du topp baadoo la loolu moom c'est waaw du topp baadoo ñaar xamal ñaar de boo yëpp maay seen patron nag ok boo yëpp maay seen ñi ma àndal ñëpp maay seen patron benn Fablus sama copain sama goro Fablus moom mooy nga xam te ne sama gars la quoi moom nice quoi moom mooy financer gars yi xam nga moom mooy xale xaalis bi xam nga le gars en rouge moom pointe gilet rouge mooy couleur am il va nous dire un petit mot noo tudd grand général Babs man maay PDG World Work PDG sànq rek Siri retiré ñu sec sànq dafa leer PDG ñu ngi lay remercier yow tamit donc di leen remercier yéen ñëpp gars yi ban son la ñuy tëjee ci seen son yi waa xoolal rek boo fil yow loo sentir xoolal rek ji loo sentir dafa mel ni ji bi la sentir ok kon nice na ok donc c'est avec ce son bien sûr qu'on va se dire bye bye les auditeurs. On est à 8 minutes d'1h du matin. C'était un plaisir de vous accompagner de 21h jusqu'à 1h du matin. Demain, PNG pour 2 heures de temps de 19h à 21h seront au niveau de Guédiawaye. Stade bi mu ngi tudd Amadou Barry. Donc on a un match de football demain 19h ba 21h 2 heures de temps le PNG contre waa Guédiawaye waa team Kennedy bu PNG ñi nga xamante ne ñooy entraîner Kennedy ñoom ñooy football foofu donc PNG ils seront là-bas waa Guédiawaye su émission télé bi jeexee rek dañuy def direct Guédiawaye waaw dañuy def direct après Hello Ado def direct Guédiawaye donc ngeen ñëw seetaan ci match bi pour 2 heures de temps lañ fa loué 19h ba 21h on sera là-bas ñaari 45 minutes yu dëgër juste après ñu ñëw fii bien sûr tasaare émission bi 21h ba 0h. Merci à tout le monde d'avoir écouté les PNG, merci d'avoir écouté les mix de DJ Lenx pour la première partie. Merci aux internautes qui nous ont accompagnés via Maïssa Digital, le mannequin de la radio King FM. Maïssa di ko remercier. Alors ceci, on se donne rendez-vous tomorrow. pour respect am fi tarasel boy yi seen yoon ba tey ñu am fit kalash duma duggu wax du ñaaw ba nag xarima muskalaf la tuddu santa borom xalima ñi xaar sama defet ngir rek mën ma ree ne leen yoon bi day rafet ànd ak yërmande ku ma déglu nangu ne dama mën a rap DJ Toch nee na ma est-ce que aw may ci ne rap yoon bi metti woon may segg samay gaañ xam ñi ma war a àndal ñi ma dul jëndee alal dama job mu fës bara ñeeku si rappeur yi Galsen bokk na si 5 meilleurs yi kenn du ko din. Encore une fois, mention spéciale à tous les auditeurs qui nous ont texté. La Pokora, big up à toi. Et Kader depuis les Maris, big up à toi. El Hadj alias le Diwanji depuis Grand Dakar, big up à toi. Young from Ndioum, big up à toi. Amadou Grand Yoff. Muskalaf motherfucker. Muskalaf motherfucker. Muskalaf motherfucker. Général daf may wax dëgg si di duma jaay ñoo yokk niveau bi ba may mën di duma gaay Muskalaf dafa mandi si coow du ko ray son bi day bëri ay nit yu muy duma di ray bis man yàlla daf ma may te yéen da leen dénk sama jëf dina fay ba ñëpp di ko dégg waxal ma gaay bu dee dañuy bañ li ma mën dinañ si suba dee may gën man li ma mën dama prouvé ba jiitu daal di ne ci kaw fii Galsen dañuy gis pee naan des de mën a daw marqué sama empreinte sabo yeewoo gis technique bi di gën a nice lyrics yi gën a diis dama leen gën a firi man amu leen sama piri man mbind mi laay firi man rim bu ne laay iri man dañuy wax rek duñu mës a fëgg sama buntu gaale rab bi ngeen di jàng pour mën dama ko judduwaale daf ma yomb comme ni may njaabee di dugg gaale
muskalaf boo koy déglu liggéey rek ngay gis rab bu baax bi laa yore bu bon bi rest in peace damay déglu ñëpp di gis ay copie collé yenn saa yi ma déglu rappeur bëgg ko dóor pistolet sama xalima laa yore di teg droit au but hip hop Galsen man la maa yore drapeau bi king bi kan la king bi kan la king bi kan la king bi kan la muskalaf king bi kan la king bi kan la king bi kan la king bi kan la muskalaf muskalaf motherfucker muskalaf motherfucker muskalaf motherfucker Okay. Yes, sir. Come on. Dama yàgg nekk ndaanaan tirab may sa héros plus boo ne ma jàkk rek tiit mel ni ku gis terroriste yaa ngi dégg li may def ak sa bopp nii mu utee sa bopp samay son la gën a yàkkamte ko weer bu dee suñu game bi tey booy nu muy doxee lu ma komp la looloo tax ma gëm sama bopp jiital waar lu ma fonk la àndal ak dal li nga tële sa say rhyme man lu ma yomb la def naa ko booy bi ngay taatu law bee laa jug man romb la yes sir jëf day fay jant fenk naa yeewal ñëpp bul bàyyi kenn mu nelaw ba yandoor dugal wax sa gaay jëf day fay mooy bomb coow li moo ngi soog a door samay direct buy dal di la bett ndax sama xaj soog a door gal seen jug leen ca kaw gal seen jug leen ca kaw a kaw gal seen loxo yi ca kaw gal seen loxo yi ca kaw a kaw jug leen ñu ànd fenn suñu victoire jëf day fay mixtape bi mooy wax ak gaay jaru histoire jëf day fay jug leen fenn suñu victoire jëf day fay mixtape bi mooy wax ak gaay yi jarul histoire jëf day fay werante bi da jaratu ko fi aja ku ne wane li mu mënee ni nga dama lëpp doole lu bëri waral nga dëkk di ma calculer bandi bandul rek fi nekk xañu ñame duul bëgg a déconné ñi di tëbëka dal xamuñu dara maa leen war a décoder jëf day fay de booy dama nga yàgg tëju di ko job waxal samay haters yi mixtape bi mënuñu si fo maa ngeex talent bi wóolu li may def jooyloo got li ma war a am jàmm nus dara force dama koy jot embouteillage bi fi am rap bëri la ñu war a dellu jàngi waat rap bëri na bu dégg lu ñuy def xam ne dafa périmé su benn rhyme line di supprimé ñoom rek fi yuuxu di ñoo di guerrier kon na rabal muy tëb di parier ñeme internet wax di publier non boy fii di ngeen ko jubilé gal seen jug leen ca kaw gal seen jug leen ca kaw a kaw gal seen loxo yi ca kaw gal seen loxo yi ca kaw a kaw jug leen ñu ànd fenn suñu victoire jot day fay mixtape bi mooy wax ak gaay yi jaru histoire jot day fay jug leen ñu ànd fenn suñu victoire jot day fay mixtape bi mooy wax ak gaay yi jaru histoire jot day fay man li may def dafa gën a booy dama yàgg wane li ma mën a booy kabal sarango ñi bul jooy li nga na ma laala jox ba mu doy nañu waxante dëgg da bañ ko raay ñi fi nekk dañu bëri ay faay do meraam rek leen jaay xamuñu dara dañu bëgg a ray sama defet nga bëgg a gis rek fis man dara duma baare jëf day fay déggalu du dee fos mixtape gën a jël bokkuma ak ñi how man su may rap dañu may aw xam fi ma leen di aw waral ñu yuuxu tëb aw lu coow li bëri bëri ñoo ngi ci duñu wari dañu yàgg ci bara gëstu jàng lu bëri wane suñu mënin ña fay bokk ci gori maak yow duñu yem bokk ñu catégorie liggéeyal sa rap fexe bokk ci gori lu waay di def nga leer jëf day fay gal seen jug leen